seen émission waar wi àllarba bii bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee dina andi waxtaan wu am solo jëmale ko ci joxem jiw ji pëccëxoo gu am solo lañu ci nemmeeku waaye jiw ji ñu bëri nee nañu daal du jiw ju baax te it jot ci yaama neex sax ñu ngi ko ciy wax Makhtar Sall di dalal nag Amadou Angale Diagne di opérateur ak Bassirou Ba di président aar suñu moomeel di ngeen mën a bokk ci waxtaanu su ngeen wootee ci 88 628 98 98 tey jii ci àllarba ji bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee wàllu jiwu ji nag la ñuy waxtaanee bu ko kenn wutee. salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi di nuyu itam ñi nga xam ne ñoom ñooy auditeurs waar wi tey jii comme ni ngeen ko déggee léegi rek waxtaan bi mi ngi jublu si loo xam ne lu am solo la gannaaw ba nga xam ni taw bi wadd na ay jamono yéenu génnoon te léegi ñoo ngi nekk si campagne agricole bu 2020 2021 donc nag affaire jiw na koy waxtaanee nekk na loo xam ni lu am solo lay doon parce que du fekkee ne amoo ji doo mën bokk si. mbay mi loolu tey jii di waaye nag jiw nekk loo xam ne tam moom dafay indi toujours àdduna bu nekk rek ay jafe-jafe si wàllu joxe bi wàllu qualité jiw bi fi mu toll ak yu demee noonu loolu nag dafa ñu mu engagé dafay bari trop parce que opérateur bi nga xam ne tam moom lañ sant mu joxe ji ak ñi nga xam ne tam ñoom ñoo ko war jënd war ko bay loolu yëpp nekk na mbooloo bu takk boo xam ni tey jii du fekkee ne am na ay tolof rek daan ko yëg te loolu mën na dem sax ba li nga xam ne moom mooy production bi sa bëgg si jamono bi nga xam ne dana nekk jamono mbas doon defu nang production boobu duñ ko si mën a am te production bi nekk na loo am solo parce que mooy li nga xam ni quand même si jamono yi nekk nga xam ni réew mu nekk mi ngi tëju ak di bàyyi sax di exporter donc suñu yaakaar dëgg-dëgg mooy année bii ñu am lu bare si wàllu xeetu mbay yëpp waaye du fekkee li nga xam ne moom mooy jiw yu war jiitu dafa nekk loo xam ne mi ngi am ay tolof surtout li nga xam ne moom mooy tey jii engrais bi ak jiwu gàtt bi loolu dafay nekk loo xam ne lu doy waar la yeneen ji ñoom gis nañu nekk nañu en place yi mel ne maïs dugub ak yooyu sax moom yooyu kenn nemmeeku fa ay problème mais daal comme chaque année rek surtout jiwu gàtt gi moom toujours moom da nga gis problème yi daf see laxasu loolu nekk loo xam ne tey jii dañ si bëgg a ubbi waxtaan mbokki auditeurs yi bu fekkee bu ngeen bëgg si émission bi wala am na lu ngeen bëggee laajte wala joxe seen xalaat mën ngeen woote 88 628 98 98 88 628 98 98 tey jii sunu gan yi Mamadou Diagne Angale di koo xam ne moom mi ngi fi bokk force paysane di opérateur ba pare tam ak Bassirou Ba di moom tam bokk si kuréel bi nga xam ni mi ngi tudd wala muy njiitu kuréel bi nga xam ni moom mi ngi tudd aar sunu moomeel Mamadou Diagne Angale nuyu na la ñu lay bàyyi nga nuyu teggal Sud FM ak mbokk auditeurs yi. asalaamualeykum. waaleykum salaam. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Makhtar Ndiaye. Makhtar Sall. Makhtar Sall bu ma yóbbu sa Ndiaye séeréer yi man bokk ma séeréer. Makhtar Sall ñoo ngi lay nuyu yëkkati nuyoo bi teg ko ci sa loxo la ko commencé ci directeur bi ba ci ki gën a tuuti ci rajo Sud FM ñoo ngi leen di nuyu di leen wàcce seen wàccuwaay. ñu lay delloo pay. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp nag di nuyu waa Afrique di nuyu waa diaspora bi. di leen ñaanal yàlla lii ñu dëgmal yàlla na ko yàlla defar bu mu baax ndax nawet kenn yoru ko yàlla ko yor ma ñëw fi nag teewal force paysane du kuréel gu yaatu ci réew mi boole ko sàmm napp ak mbay fu nekk nag ci goxi Sénégal yi am nañ fa représentant di ci jiital suñu njiit honorable député Aliou Dia yal na ko yàlla may wér te sàmm ko di ñaanal nag ñun ñi nga xam ne si ñoo séq taabal bi sëñ Ba maa ngi lay nuyu di la ziar di la wàcce sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla itam lii ñu fi toog yàlla na yàlla may dégg ak topp te jël ci sunu njëriñ te jëriñoo ko bi jaay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. Bassirou Ba. waa kay sëñ Makhtar maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay déglu nuyu. di nuyu suñu mbokk mi ñu jàkkaarloo di nuyu tamit waa force paysane yëpp. di nuyu Sud FM ak auditeurs yi commencé ko ci Baye Omar ak ki nga xam ne mooy man mi fi doon gan tey mujj fee ñëw. di nuyu tamit képp koo xam ne rek auditeur u Sud FM la jërëjëf.
voilà mooy fàttaliku mbokk auditeurs yi partie technique bi Alassane moo fa nekk ñu tàmbali donc émission bi comme ni ma ko doon waxee léegi rek mbirum jiw bi tey jii moo ñu itteel tam Sénégal yi parce que dégg ngeen fan yi moo nekk si kaw actualité bi ak indi na ay yenn coow ak ay yenn affaire ñu commencé par Mamadou Anglais Diagne Mamadou Anglais Diagne yow nekk koo xam ne yàgg nga si mbay ndax depuis ay ONCAD ak lu nekk sax gannaaw loolu yaa topp nga ay am na ay échelons yu bare bare yoo xam ni toile fa kalakaar jaar nga fa ay ONCAD ak yooyu yëpp tout ça donc nga nekk koo xam ne ko am expérience si affaire yi ba pare tam bokk si commission de distribution yi léegi tey jii li ma la bëggoon laaj si wàllu jiw bi dégg nga semaine bi nga xam ni rek moom noonu génnoon ak tàmbali benn ay bés bi sax ñoo xam ne ñoo ngi wax si jiw bi waaye li ñu si wax ba tey daal dafa mel na tey jii xel yu dalul si jiw bi dégg nga sax ñooy wax tey jii bi ma mujjee laajte si ngoon si biir intérieur bi rek ay côté Nioro ak yeneen gox war nañ mën sax tey jii ñi nga xam ne dañuy jënd jiw am na ñoo xam ne jiw bu sell bi ñoo koy jënd sax ba ñaar téeméer donc loolu nekk loo xam ni problème la am na ñoo xam tam tey jii ñoo ngi waroon jot jiw nee na li ñu jot tout lay doon du fekkee ni jot na dara am ñoo xam ne nag sax faf sax dañu jotul dara ndax neenu sax dañ leen doon proposer ay xaalis ak yu demee noonu yooyu yow ban jàngat nga am si mbir moomu tey jii ba tey du chaque année rek du ñu waree tàmbali li nga xam ne mooy campagne agricole bi mu jaar yoon toujours nga dégg mbirum njiw di ñëw te ba tey solution amul si jërëjëf Makhtar gis nga lii coowal jiw mosu fee jóg te du fi jóg ilaa abat. waaw mais lu tax loolu parce que dafa amul organisation lu am organisation kañ kooku mën na dal. am na organisation Makhtar. ma dama gis jamono Sonagran sax foofu. am na organisation ñoom daan nañ joxe jiw ba pare gars yi duñu béy nu xëcc seen gerte fay si. waaw coow du am ça passe. parce que jiw boobu moom gaa sax moom yàgg na am gaa mais quand même léegi ni mu mel dafa ëpp parce que da ngay dégg ñu wax ni kii dox jox nañ ma kee 4000 tonnes kee 4000 tonnes alors que. mi ngi noonu. waaw parce que léegi jiw bi bu fekkee ne dañu koo joxe ci anam yi nu ko war a joxee amul encadrement kon nanu ko bëggee du nu ko ni amee parce que bu xasee ba jóge ci commission bi nga xam ne ñoo ko joxe foofu la état mën a yem. ñàkk encadrement bi fu mu commencé. ñàkk encadrement bi fu mu commencé bu njëkk da nga daan ñëw bindu seko. ñu bind la bu nu la bindee bu waxtu seko jotee ñëwee nga ñëw ci seko bi ñu jox la seko bu nu la joxee seko ñu topp seko boobu nag di ko suivre ndax bind nañ la seko jox nañ la poudre fongicide bi nga xam ne moom ngay poudre gerte gi pour jiwu ko poudre saxal bi ba pare ñu jox la engrais boo xam ne si moom ngay engrais sa tool ba pare nag agence SODEVA bi topp la dëkk ak yow ca dëkk ba ngeen bokk benn dëkk bi mu di fa yewwoo bu xëyee taal motoom wër tool yi boobu jiw yi mi ngi jaar fi mu war a jaar wante tey jii bu ma dëkkee ci quartier ñu ni ñu ngay bindu jiw ca chef de quartier ma dem ca chef de quartier mu bind ma te tool sax ëwma ko mais kooku bu nu ko joxee jiw da koy jaay. kan moo koy jox jiw. ah droit ayant droit la dem na ca chef de quartier ba chef de quartier ba bind na ko chef de quartier bi ko bind amul suivi bu mën a suivre kooku ba xam dana am na tool wala amul tool wala egg na ca tool ba xam na dëkkandoom la ci koñ bi la dëkk. waaw mais attends. waaw léegi dafa am fu ma bëgg laaj. mais chef de quartier bi nekk si gox bi. normalement xanaa war na xam ñi nga xam ne ñoom ñooy bay wala te du loolu tam. autorité bi nga xam ne tam moom moo nekk foofu. kooku tam xanaa ñi nga xam ne ñooy bay. xam nga li ma la wax. parce que bu baykat wala baykat ba tey bon amul mandarga. baykat dafa am mandarga. waaw foofu laay waxee. léegi mandarga baykat ku ko xool xam ni kii baykat la ndax magaa ki toolam te bu xëyee dana ko tuñ tuñi bu wuti ko bu nu ko joxee jiw dana wuti jiw bu bay bu nu ko joxul jiw dana wuti jiw bu bay façon joxinu jiw bii léegi moo tolloog jamono ji nii mu demee. attends ma ñëw. waaw doguma la. par exemple ñoo ngi nekk si tel village. waaw dama bëgg a wax léegi est-ce que. am na benn structure soit coopérative
wala benn structure boo xam ne si état la tafu. wala sax chef de village bi est-ce que am na benn fichier boo xam ni xam na ni kii baykat la kii toolam moo nekk fii kii toolam moo nekk fii wala kenn defagul yooyu. loolu jeex na gëj naa am ban tasee Sonagraines bis ban tasee ak Sonagraines ndax Sonagraines bi mu fi nekkee maîtriser woon na paysan ba nekk ci fa nga lemi sax identifier nañu ko ndax listing yi ñu yore sa tur ngi ci sa carte d'identité ngi ci poids ba nga jaay ci bi ngay commercialiser ca la ñuy sukkandiku pour jox la jiwu ndax da ngay indi gerte tey jaay 100 kilos ñu ni actuel nga ñëwaat indiwaat jaay ñu ni antérieur nga ñëwaat indiwaat jaay ñu ni total cumul wax la ni yow indi woon nga fa indi woon nga fan yi passé 100 kilos bërki démb indiwaat nga fi 150 kilos tey indiwaat nga fi 200 kilos bu nu cumuler lépp am nga fi tant de kilos yooyu gis nga bis boo xamee ne si waxtu jiwu jot na ñu ni kii kat jaayoon na fi 300 kilos ñu ne nañ ko jox 250. 250 lan kilos xoot. Sonagraines noonu la daan liggéeyee. kooku Sonagraines ku ko jaay gerte ku nekk. da laa jox reçu d'achat te ci reçu d'achat yi ñoom Sonacos dañ ciy daan defar reçu remboursement semence. maanaam loolu moom mooy lan def remboursement tableau bi ñu lay jaayee ruus bi ñu lay jaayee bi ngay jaayee gerte. bu fekkee ni yow dañ laa identifier nga leboon semence. dafa am place boo xam ne remboursement la kooku dañ la koy delloo. dañ la koy delloo boo ñëwee boo jaay see. ñu jël ci. ñu jël seen xaalis. waaw jël seen xaalis. te du ñu koy jaayee sax bu fekkee ni yaa ngi jaay di jaay parce que da ngay jaayal sa surga boo jógee jaayal sa njaboot gu ndaw gu jigéen gi ak waa kër gi boo paree doo ko jaay nag sa poids bopp. noonu lañ daan defal baykat yi dañu leen daan topp de A à Z. waaw léegi xanaa doo ma wax ni privatisation bi. waaw bi mu accès du moins libéralisation bi mu accès. waaw xanaa bu ma wax ni bon dafay yàq moom structure bi nga xam ne mbay mi si la. yàqul structure mbay mi parce que bu fekkee ni da nga xam ne moom ma fa amoon daf ko dindi. lu baax loolu ñuy fiché nii nga mën jaay ñu xam ne kii lii la joxe woon ñu dindi si bàyyi la nga dem problème amul moom mu ñëw daal ni léegi damay privatiser. waaw daal di ni waa léegi yéen opérateurs yi dem na nag gars yi man génne naa sama loxo Sonagraines yow tëj naa la. parce que banque mondiale moo leen ko proposé. ñu daal di ko tëj. waaw en 2000 et cetera donc loolu tax ma ne ñoom dañu ñëw daal di football structure yi nga xam ne moo fi nekkoon te doon réguler marché bi. loolu effectivement looloo fi nekk wante fa service semencier nekkoon ba tey mi ngi fi sama service semencier ñoom ay fonctionnaire lañu ci biir état bi. ñoom dixième ba tey mi ngi am. kan moo ko jiite. kii ko jiite. est-ce que ñoo ngi liggéey normalement. ñu ngi liggéey normalement parce que ñoom kii bi. dixième mi ngi liggéey. ñoo daan vérifier d'abord qualité seen laboratoire yaa ngi fi ñi ngi analyser gerte yi ñi ngi def lépp loo xam ne si secteur agriculture la di ko def ñi ngi koy def normal. est-ce que am nañu ay équipement ndax xam na jamono boo xam ne c'était pas ça ah. équipement nag mi ngi dépendre ku ci nekk secteur ba nga yore ak moyens ya ngay liggéey wante li ma xam ba xam ko li nekk ci ay kuréel ci biir agriculture am ay direction yoo xam ne ñoo ko ŋànk de passage Oumar Sané jiite direction agriculture bi yépp ñoo ngi koy saluer de passage mais li ñu war ci liggéey bi notification yi génn na à temps à l'heure ñu ni ko attribué jot nañu ko à l'heure ren ji 31 personnes génne nañ leen ci filière bi ndax lan sarto yi ñu leen sarto wuñu ko ba tax ñu génne leen. mooy ay opérateurs yi. ay opérateurs la mais kooku exactement naka la demee. ni mu demee mooy dañ lay jox notification ni lay yóbbul. wax ko notification direction de l'agriculture moo ko yore bu nu la ko joxee jox la planning ni lay yóbbul ñu gerte gi ca place sangam nga teg ko ca loxo commission ba nag sous préfet koy sàrt wala préfet tànn ko bu dee ci commune bi la sous préfet bi bu tànnee commission teg ñu jël indi jiw bi. président ñan ñooy bokk ci commission bi. président commission bi sous préfet. chef de village imaamu dëkk ba association des jeunes association des femmes waa dëkk ba ñëpp kuréel gu fa am ci dëkk ba rek ci commission boobu nga bokk. baykat yi nag. ñoo jiit ñoom. ñooy doon baykat yi. ak organisation paysanne yi. organisation paysanne yi. ñoom itam dañ ciy bokk ndax pour superviser li nga xam ne si moom lañ leen di jox ba xam jaar na yoon wala jaarul yoon dinaa la wax ñaar nag coow li ñenn ñi ay opérateur lañu yoo xam ne si
daanu am dëgg ci kaw paysans yi yenn paysans yi itam daanu am dëgg ci kaw yenn opérateurs yi ndax. waaw mais agaleel opérateurs yi li ñu si doon wax ba pare li ma laajoon affaire opérateurs yi naka la demee. waaw. moo ñi nu kii woon nga xool. voilà ñi nga xam yan genre kii nanu def ba nu wax leen léegi yéen mën ngeen toog. bokkatu leen li tax ñu leen bokkatu leen jox nañ la notification jox la planning bi dañ koy daté du tel au tel na nga yóbbu place sàngam bu weesoo nag ci biir contrat bi ñu la signal seqatu nag yow dara parce que yóbbuwoo ko boo ko yóbbuwul nag léegi dañ lay pénaliser parce que war nga ko yóbbuwoo ko yaa tooñ man am naa stock xool nañ sama stock gis nañ ko wax na ne ma delloo nga nangam jox nañ ma nangam jënd ma jox te ma war ko yóbbu fu ma ko war a yóbbu bu fekkee ni yóbbuwuma ko fa man maa tooñ ki ma ni yóbbuwul. waaw léegi puisque ñoom visité na seen stock ba pare. waaw mais donc ñàkk yóbbu bi su muy wékku parce que du fekkee ni gis ngeen physiquement kii am na li nga xam ne moom mooy jiw bi. lan mooy problème ba ñàkk yóbbu du am ba nu wax kii léegi yow mën nga dem. problème transport. ah mais du transport rek xanaa kañ. ndax gis nga léegi tey jii bu fekkee ni man war naa yóbbu semence ba Bakel aw ma oto bu ko yóbbu. waaw mais donc ñi nga xam tam ñoom ñooy joxe semence yi duñu xool tam possibilité capacité transport am ak tout ça ak sa xëy na sax budget sax xaalisam sax bi nga xam ne moom la war a am parce que tam affaire jiw kenn waru ko jox kenn n'importe qui également. waaw effectivement il faut que nga am surface financière boo xam ni wala tam je ne sais pas ay transporteur wala pourquoi pas sax am yenn affaire banque pour nu mën la loo xam ne affaire milliard la du affaire caaxaan. waaw loolu am na ndax li tax bu fekkee ne laa notifié yow nga bokk banque CNCA man ngaa jël sa notification ministre bi may na la nga def sa domiciliation nga domicilier ci sa compte bancaire yaa xam na ngay liggéey ak sa chef de d'agence ba nga xam ne si moom la yàlla booleel bu fekkee ne mën na laa jàppale la mu jàppale la ci moyens ya nga xam ne si moom nga tolloog moom bu fekkee ne yore woo fa bor ngeen liggéey ci liggéey boobu bu liggéey ba pare ñu jël xaalis ba versé ko ci compte am bu ko defee léegi boo ñëwee la nga ca moom nga jël ko la ca des borom jël yi fa. donc léegi ñi nga xam ne ñoom dañ leen génne. c'est que tout simplement dañu matlewul. dañu matlewul wala dañu mënul. wala dañu mënul. voilà ñaar yooyu ngi ci parce que boo matlewul doo mën a yóbbu boo mënul doo mën a yóbbu yooyu nag bu nu ko xoolee ba saytu ko mu am loo xam ni feeñ na ci parce que ñoom tam dañuy contrôler bu nu la joxee jiwu bi itam dañ lay contrôler ba xam da nga ko yóbbu wala yóbbu nga ko à temps bu fekkee ni yóbbu woo ko nag am na droit pénaliser la te bu la pénalité itam c'est très normal. donc léegi ñi nga xam ne génn na leen. bi ñu gisee date bi ñu waroon yóbbu dañu yóbbuwul. loolu xool ni def na ko nu jël. waaw loolu nu jël jox nañ ñeneen. jox nañ ko ñeneen ñoo ñu yóbbu ko à l'heure. léegi donc ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci terrain bi actuellement nekk nañ ñoo xam ne. te puis dañ lay defal lettre de. dañ lay envoyer lettre wane la ni yoxoon nañ la ni la yóbbul à temps yóbbu woo sa lettre ngi nii jëlal pour tàggoo nañoo ak yow contrat arrêté la. ba pare la jox ko ñeneen waa jox ko keneen. mais ñeneen ñi ngi koy jox dana fekk ni ñooñu itam mën nañu ko daal di koy yóbbu. bien en attendant ñu accès waat si yow ma ñëw si Bassirou Ba yéen temps yi yéen a ngi nekkoon si côté Kaolack yooyu def naa sax am na benn waxtaan boo teniroon ak ay wàllu baykat yeeg yu demee noonu yooyu ba ñoom ni am yenn wàllu ñaxtu yoo xam ne moom lañ doon wax si mbirum joxe beeg jënd beeg yu demee noonu est-ce que mën nga si dellusiwaat bi ngeen duggee si biir kaw gi li ngeen fi gis si ak dégg si wàllu joxe bi. waaw kay Pape Makhtar ñu ngi rafetlu waxtaan bu baax. def nañu fukki fan ak juróom-benn tournée ci Sine Saloum pour gàttal ko waaye lañ fay gis dafa jéggi dayoo mu wute lool ak li nga xam ne moom la ñuy dégg ñun ci rajo yi ak ñi nga xam ne ñooy suñ kilifa yi li ñuy teg ci ndodd ñi nga xam ne ñoo leen di jox jiw yi wala ñoo leen di jox responsabilité bi ñu yor xam nga suñu góor gi bi mu commencé def ne li xew du fi jógee. Mamadou Diagne waaw Mamadou Diagne. daf ne li xew baaxul waaye du fi jógee. baatu du fi jógee boobu ñun moom lañ bëgg mu jógee fii dafa war a jógee fii nii parce que moom bu toogee mën a expliquer li passé mu réglé woon trop ñu ñëw ba ci jamono boo xam ne dañ ne nit ñi am ngeen responsabilité. bàyyi nañ ñëpp ak seen responsabilité. donc kuñ bàyyee ak seen responsabilité yow yaa war a xam ki nga doon mais su fekkee ne nag jikko naxante moo fi am. jikko nooy teddee jikko nooy nàmpee baykat bi ba mu dee deretam donc kon affaire bi du mën a changer.
te loolu nag bu fekkee fii bu ngi fii ñu jox la nag liberté amoo responsabilité ci sa bopp ak li ñu la dénk ak sa diggante ak askan bi. ki nga xam ne moo la ko dénk tamit bu fekkee ne du sanctionné ñun dafay niroog li mu bëgg wax ne du fi jógee. te loolu li koy waral mooy da ngay gis ab baykat mu ñëw mu nangu ñu jox ko jiw bu baaxul mu jël ko lan la ciy teg parce que su ma ko amul du ma am jiw. te état moo jël suñu xaalis ñun. ñoo fay ay taxes fay suñuy impôt dagg suñu juuti ñu leb yeneen xaalis ñëw état ne bëggatuma baykat bi dinaa ko dimbale subventionnel ko li mu waroon jëndee kilo gerte dinaa ci def sama xaalis boobu ñun ñëpp a ko bokk. baykat bi xamul loolu wala responsabilité bi nga xam ne moom la état def xamu ko. léegi état jël loolu fukki nit war a séddalu juróom fukki junni nit moom. ki lañ jënk responsabilité boobu war na mën a gën a surveiller li muy def xool ñi muy jox est-ce que ñu ngi koy mattale. mais baykat bi boo ko joxee liñ koy gëmloo mooy xee yow mi ñëw maanaam ki ñëw di indi jiwu bi moom mooy buur. ñu dañuy mbubb si. li may wax maa ko dund. boo ñëwee ne ko man maye buur mu yaakaar ne buur moo wane am lii mbaa nga ñàkk. noonu lañ koy déggee moo tax tournée bi ñu def ñun ak suñu moomeel wër bi mu am solo lool fu ñu dem Pamatar jiw bii Porokhane la jógee mu ngi nii da ngay fexe rek mu doon benn mu ngi nii lii ndax kemb waddagum na fi ci dànk bi ma téye lii. lii bu doon télé dina doon leneen lii. lii. yow yaa ma mën a seede. dànk loxo laa téye. foto ko. waaw benn xeppit bu ndaw sax gisoo ko fi. xam naa maa ngi jégalu studio parce que moo xëy nañ ko. waaw te lii jiwu la te Porokhane la jógee. ba ma demee ba ma koy jël man ak président commission ba dañoo jotee. parce que bëggul ma am information. te kii nii baykat yaa ngi fa di njëkkante. amuñ ci pexe li tax. buñ amut lii. waaw mais baykat yi bu fekkee dañuy jëkkante li nga xam ne baaxul mais kooku lu tax lu mu doy jëkkante loo xam ne amul dara si biir. mooy li ma la wax li mu wax ne ci commission bi niñ koy composé. rafet na trop ni mu ko composé bu fekkoon ne lañ koy composé. waaye ni ñu ko composé. bu fekkee da ngeen ko def ci papier. yeggul ci base bi. su fekkee lu ngeen di wax la yéen ñi nax ñi leen yebal. fii chef de village bi nga tudd. dëkkam yëpp chef de village moo fay yëg xam nga lan la yëg. ñëw leen bés sàngam ngeen préparé jël ci jiw xam nga loo tax ñu ko yëgal. c'est parce que war na dem mairie fay ji impôt jaar préfecture ñu jox ko quota ak quantité bi muy am loolu tax mu koy yëg su yéexee ñëw du fekk jiw nan ngay bokkee ci ab kuréel. ñu ne yow ci nga bokk ñëw fekk ay saako yu ñaw. ñu ne la doo dajji da ngay kumpa la da ngay jël dem nu mel baax na. kañ ñu jox jiw bi noonu la ñu jox jiw yi. waaw mais jiw bi ba ñu koy joxe am na ñoo xam ne daal ñëw xool ko. wax na ko léegi. ñi nga xam ne supervisé. xam nga wax na ko léegi. am na ñuy supervisé ñooy tànn ñooy xool ñan la. fii kuñ fi bàyyi nga dem comme opérateur DDR dañ ci am responsabilité bu mag. ñoom ñooy njëkk a xool jiw bi. waaw man lii may gis nii ndax DRD da koo gisul. te lii dafa yaatu dafa bari. kon première responsabilité DRDR te soo waxee ne tey préfet yi ñooy tànn commission yi kon préfet yi war nañ xoolaat seen rôle parce que dañ yor tànk bu mag ci état. yor responsabilité boo xam ne bu askan bi jaaxle ñoom ñoo leen war a gindi. kon bu ñu tànnee dara war nañ wàcc sur le terrain def seen liggéey xool parce que nit nag contrôler ko du tey nga wóolu ko nit loo ko wóolu da nga koy contrôler. da nga koy contrôler. waaw loolu mooy dëgg. mais li nekk ci terrain bi. baykat jotul jiw gerte lay jot. bu jotee gerte ba am sens surtout ren. jotul gerte jotul jiw. kon composition yi ngeen wax noonu ci commission bi. ak la fi nekkoon. su moom mel loolu la bëgg mu dañ te dafa am benn lu am solo la tax xam ne ñun ñooy complicité bi ñun en tant que baykat xam nga lu tax. baykat bi boo ko joxee lii. danaan du ma wax. parce que ñaari menace mu ngi ci moom. chef de village am. ak ñi nga xam ne ñoo wër. mooy ñi nga xam ne moom laa wooyee bukki ci dëkk yi. da ngay ñëw ci sa chef de village fekk dañ la ko jaay. neel sa chef de village bu jëlul gerte bu jëlul xaalis du am xaalis du am gerte neel sa chef de village seen gerte boobu moom la ñëpp am bu ko jëlul itam da ngeen di ñàkk dëgër ngeen bopp trop. kooku bukki la benn tànk la ci waa opérateur parce que dañ bëri branche. day gëm na tey préfet bi nga wax ne moo tànn préfet ne ci ginnaaw loolu bu jëlul gerte bi tamit day ñàkk. te ñun ñëpp dañ gëm ne nguur kenn mënta xeex ak moom ñemuñ ko sax yow xam nga baax nit ko bu dee xam nga ko. léegi nag da ngay jàpp ne lii moo fi am da nga ciy jàpp te yem ci mënoo ci leneen. waaw mais man ñu koy def waaw defal naa ko waaw bas
lii moo fi des. lii yow xam nga ni baaxul. waaw ba pare nga ni yow lii nga koy jël fay sa xaalis. loolu moom mooy lan. mais yi ma lay wax dafa nekk si terrain. waaw dafa nànk attends. ma ni baykat bi nag quand même moom tam. waaw moo amee xaalisam te moom tam xanaa am na lu mu bëgg. waaw mais waaw dafa nànk ba ñëw. moom léegi dañuy jël loo xam ne kii du fekk bay du ko jox dara mu daal di toog di bay ak di nekk taw yàlla bi. ñu wàcceel ko loolu yëpp. ba pare léegi moom amul dara mu dem sa njabootam di leen wax ni kii xamoon naa du jox dara waaye dama ko jiw. loolu mooy responsabilité wu maanaam rôle bi nga xam ne aar moom lay mëne. waaw mais si question bii ma wax nii laa. baykat naka la mën nangoo loolu man. mooy li ma lay wax te muy fay xaalisam. ci laa jëm si mooy fexe leen yee na leen seen xaalis yéen a ko moom jiwu bi état dafa préparé pour dimbale leen laaj ay nit ñu jël seen responsabilité ne am nañ jiwu bu baax te jot te doy loolu lañ wax su ñëwee matale wuñ ko ñoom buñ foogee ni ki taxaw bañ leen a jox jiwu mooy état ngi ca ginnaaw loolu te yëgul ñoom bu ñu amee fulla ak fayda ne duñ jël lii baaxul dana tax état yëg ko te loolu la Aar Sunu Moomeel mëne loolu lañ commencé. te ñoom xam mais du ko état yëgee quel est le problème kii baaxul du ma ko jël état lu muy def xanaa dama wax ni état dafa yëbal ay alkaati ñu leen dóor leen mu jël. déedéet. waaw quel est le problème bon ba baykat bi di jël loo xam ne moom baaxul man loolu laa mënul comprendre. boo ubbee sa antenne bi dina am ñu la ne mos nañ bañ jiwu ne duñ ko jël jëluñu jiwu jëluñu xaalis. te li ci ëpp stratégie lay doon papatar da ngay yor gerte bu bon sa gerte matu quantité bi nga war a jox matul nga indi gerte bi ku ko xool découragé nga ne ko jaay ma ko papatar da ngay expliquer tey benn opérateur bi war a joxe jiwu ba pare yónni ay nit di jëndaat ci dëkk yi te génneeguñu gerte bi tey man mi dëkk ci benn dëkk ma ne dëkk bi soo leen génnee jiwu soxla naa seen jiwu 13 tonnes wala 10 tonnes soxla naa ko man mi dëkk ci dëkk bi opérateur bi war a joxe jiw wi yónnee nit ne soxla na mën na sax jaar ci chef de village bi parce que ma ñu wax ay preuve la buñ taalee oto ma yóbbu leen ci nit mu ne soxla naa mais man mi dëkk ci dëkk bi mën naa yemle ak opérateur bi wala mu ëppale ko mais yàgg opérateur bi ma war a jox jiw mooy mujjee yëf yi te man mi dëkk ci dëkk bi mooy mujjee jiw mooy mujjee jënd quota boobu noonu. quota boobu ko moom ñun baykat yi ñoo ko war a moom. war koo génne ba toog ci ba pare. waaw soo ko ton xool ku ñu neex jaay ko waaye segam nekkul ca dépôt ba opérateur bi da koy jaral lu ne ba man mi doomu dëkk bi soxla bu waa dëkk bi génnee jiw ma jënd ko du ma mën a jot ci jiw yi parce que amu fa même bu dee maa ëppale prix opérateur bi bu nekkoon ci réewum droit nit ñi di surveiller comme ni mu koy waxee ni commission yi mag amul benn opérateur bu am sañ-sañu war a jox waa Sud FM jiw ba pare na leen yéen jaay leen ma ko di yónniwaat di jënd ci suuf te joxee goo ko. waaw donc jiw bi ak seegul moom dina ko jëndaat. te moom moo ko war a indi amoo ko. te moo ko war a indi te ak seegul. moo tax dama bëgg. waaw ma ne ji boobu mu nga xam ne daf koy jëndaat te ji bi existé wul waaw naka la koy jëndee. effectivement xam nga mooy loreef bi ñu jàpp ne mooy état mu ngi loru. waaw d'accord naa si loolu mais ma ne opérateur bi naka lay jënd ji boo xam ne moom joxe ko ko. waaw ci loolu laa bëgg a ñëw xam nga bu fekkee dañ ne tey Sud FM seen quota 10 tonnes la war a doon joxe na exemple 10 tonnes la war a doon chef de village bi xam ne 10 tonnes la war a doon mu yónnee fi ne jaay leen 6 tonnes yi wala 7 tonnes yi. jaay leen ko kan. moom mu jëndaat ko. waaw tey yow yéen waa Sud FM dama gu leen ca seko ba jëli ji seen gerte. ñu lijjanti ba xam ne diw da nga jaay diw da nga jaay diw da nga jaay ak pression bu métti ñu calculer ne am nañ fi 6 tonnes dañuy calculer yow nooy jaayee loo jëndul war nga génne fanweer ak juróom ci kilo bu ci nekk yóbbu ko ñu soor la mën a jox say sa quota mais dañuy toog na la non léegi téel say fanweer ak juróom calculer la si boo amee fulle dëgg nag mat li nga doon kilo bu nekk 100 francs boo amoon bërigo nga am 10 000 francs su fekkee ñaari bërigo nga am 20 000 francs te sa dërëm du génn moo tax ma ne loolu guerre la mu ngi valable nag ci yow mi doon baykat bi nangu ko opérateur bi la yebal ak nit ak opérateur biy jënd te état sekkul ak benn baykat joxe xaalis jiwu la leen dig. waaw bu fekkee opérateur bi amul gerte. daf ko war a dénoncer ñoo ko war a dénoncer ñoom baykat yi ñoo war a wax ne kii amul gerte ñun jaay ñu suñu gerte. waaye baykat bi moom du ko dénoncer moom dafay jël xaalisam. cette fois-ci mu wax la benn affaire parlementaire. waaw ma ni baykat bi moom lu tax du ko dénoncer mu jël xaalisam. ci laa jëm si ni yoon bi Aar Sunu Moomeel bi muy jóg àndul ak état àndul ak baykat bi nga xam ne moo ko tax a jóg àndul ak opérateur parce que ku ci nekk dafa am lu mu def état contrôlé wul li muy sànni xaalisam. non du xaalisam suñu xaalis. waaw suñu xaalis mais moom lañ ko dénk moo ko war a. waaw mais suñu xaalis waaw xoolu ko fa mu yegg war a yeggu fa baykat bi mu ngi naan su ma ko jëlul damay ñàkk soxlawul jiw de
mais su ma jëlul xaalis bii damay ñàkk kon baykat am na sa responsabilité te ñoom bu ñu seetloo foo amee 10 000 opérateur bi am na fa 300 000 wala mu ëpp ko état nga fële suñu xaalis la xëy na suñu impôt la suñu naan bi ñoo koy fay léegi ñun rôle bi ñu mën a mëne mooy lii sensibiliser nit ñi te ñu ngi ci sant yàlla. attends léegi baykat bi foo xam ne am na fa 10 000 état bi da nga ne kii opérateur bi am na fa 300 000. waaye expliquer loolu nu muy demee 300 000 boobu. dama am benn exemple bu ma xaw a tere dama koy joxe lu bari Pamata damay joxe benn exemple tey su ma bëggee may. sànq yow da nga ni baykat bi léegi moom jënd nañu jiwam te jiw bi ak sagul. waaw léegi ñu yegg si 10 000 jox ko. waaw nga ni fu mu amee 10 000 opérateur am na 300 000. effectivement waaw expliquer loolu naka lay demee. mu ngi demee ni tey opérateur bi dafa waroon indi ay tonnage su gerteem am na prix bu mu waxaale ak état loolu la ko état yoreel bu fournir li war a fournir da koy fekk ci banque am xam na li may wax na ko léegi war nañ ko jox fanweer ak juróom indiwul gerte non seulement fayul ku ko yorul gerte fayul transport riimewul dara. léegi fanweer ak juróom pour ba ñàkk temps léegi fanweer ak juróom yooyu nga xam ne léegi moom la war a am. moom la ko war baykat bi war jox. waaw léegi moom baykat bi ñaata la koy jox léegi puisque kii indiwul gerte si fanweer ak juróom bi. baykat bi day ñëw présenté taxaw. waaw indiwul dara. waaw baykat bi moom na fexe pour mu am gerteem mooy na fexe mooy système bi nga xam ne jël nañ ko wax ne kenn mënatul a jot jiwu ndaratul da ngaa fay impôt loolu moom borom dëkk yi ak préfet yi. fexe nañ léegi baykat bi du accès fanweer ak juróom bi moom ñaata nañ ko. fanweer ak mais xam nga boo waree génne fanweer ak juróom. damay bañ a joxe exemple parce que kii la mais am na ci ñoo xam ne ay kilifa man Pamatar ma ñëw ngay sama chef de village mun ñëw ñu ne la gerte laa bëgg ñu ne ma gerte amul xaalis ngay am. waaw fanweer ak juróom yi rek ñaata see am. waaw moom laa la expliqué ma ne ñett na la Pamatar gerte laa bëgguma xaalis nga yaay sama chef de village ma ñëw jël na la jox ma sama xaalis fanweer ak juróom yi ma waroon jëndee xam nga man damay kuy jënd gerte foog nga génne xaalis. léegi comme gerte amul jox ma sama fanweer ak juróom mais bis bu gerte amee ci seko bi ñëwal nga wax ma wala woo ma ñëw jox la sama fanweer ak juróom bi comme ça ma mën a jënd sama quota ma génne sama quota yow ngay sama chef de village Pamatar nga jaay sama cër te jox ma la fanweer ak juróom yi nangu naa ko pare nooy jaayee nit boo xam ne jëndul. fekk na yow encaissé nga 100 francs kilo bu ci nekk. 100 francs ngay encaissé. 100 francs ci ñi am fulla. waaw 75 am na fi 80 francs am na fi. ci chaque kilo boo xam ne état moo ko subventionné ci ndoddu suñu koom ñun jox ko benn nit muy opérateur bi. tey nga dem ci ni mu ko waxee président commission yooyu muy wax noonu mais président commission ñu ngi ciy gis ñoo xam ne ñu ngi leen di remercier ku ci mel ni benn kàccot dañu indi lu mat ci 43 tonnes. 45 tonnes 43 tonnes ñu expliqué ne dafa am suuf ñu ne ñett mu ne dafa am suuf du fi wàcc opérateur boo ko mënu dafa am suuf du fi wàcc. mu ne ko boo d'accord mu ñu ñees ko mu ko boo d'accord damay sotti ko xool ko mu d'accord mu fay xale yi ku nekk 2500 par tonne bi ñu sottee loolu ba segg ko ba pare ñeent fukki saako ak juróom moo génnee ci 43 tonnes yoo xam ne suuf la woon vide xotti saako yii. yëpp suuf la woon. te loolu bu fekkoon kii boobu président commission boobu dafa doon ni ñeneen ñi suuf boobu yëpp ci baykat bi lay dem baykat day jël jiw 85 kilos. may indi ne dafa na am na ko nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. asalaamaaleykum. salaamaaleykum mbokk mi na nga tudd ak fooy wootee. man maa ngi woote commune bu Mbadakhoune. na nga tudd. Sarr. ah. Sarr. na ngay déglu. allo. waaye na ngay déglu nga baal ñu yëkkati kàddu gu tuuti. allo. allo kooku moom am na jafe-jafe fi mu nekk. mën nga continuer Bas. ñun ñaata baykat lañ am suñuy membre ñu ne la lii jiwu la wu ma jël après bu dee 100 kilos la ñu la 25 kilos yëpp suuf la. waaw léegi loolu da amee nag lan mooy kii. mais responsabilité commission bi muy wax la. waaw léegi daal ñëwaat si affaire bu suuf boobu ndax li ñu bëggoon moo doon affaire xaalis boobu mu leer tuuti léegi ba la ñuy sori attends ma dellu si waat si Mamadou Diagne dégg nga li nga xam ne moom la Bassir wax nan nga mën jàngatee li nga xam ne moom la wax surtout si koo xam ni da nga ñëw yow yaa war joxe foofu jiw joxagoo jiw ba pare nga jënd nga loolu nga xam ni moom nga war joxe. ba pare léegi nga am si loo xam ni du baykat bi amee 10 000 yow nga war a am 300 000 yow loolu ban jàngat nga si am bala ma jël kii tuuti si ligne bi bala may ak si yow. asalaamaaleykum. maaleykum salaam mbokk mi ñu ngi tudd ak fooy wootee. kooku la.
Saliou Sarr lañ may wax. Saliou Sarr fooy wootee. Mbadakhoune. Saliou Sarr ñu ngi lay déglu. gis nga Basirou moomu. waaw. yaa ngi may dégg. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waaw Basirou moomu li nga koy laaj moom xër moo tax pour mu expliquer la de convaincre la mu jafe xëram moo tax. xam nga li gën a gàtt foofu mooy. waaw. léegi da ngay seet opérateur buñ ne mu nga dëkk ca Wokam. man Saliou Sarr ñu jox ma fii 500 kilos gerte kese ne naa ko jëli Wokam. yow opérateur nga. waaw opérateur bi mu nga Wokam. mu jox ma man 500 kilos gerte ne ma sa opérateur fournisseur bi mu nga Wokam. waaw. ma war a paas fii dem jëli gerte googa bu ma ko indee nan laa ko mën a jiyee ba mu indil ma dara. yombul moom fournisseur booba am na papier yu dëgër am na poids boo xam ne wane na ko ci kayit nangam mais dencul benn gerte te man bu ma demee gerte ga bu ma ko fay dama koy fay xaalis liquide mu soog maa jox gerte mën naa ko teg ci oto ñu jàpp ma ci diggante bi léegi damay ñëw moom gerteem googu mu ne ma léegi mën naa la cee tegal kilo bu ne temps du ma ko jox benn 15 lam ma doon tegal yi ca gerte ga loolu la may werse ma dem sama yoon moom mu denc ay papier ma xaalisam. ak gerteem. waaw yorul gerte. waaw xam naa loolu dama ko waxee loolu rek. exactement parce que dafa ne moom mooy fournisseur ma ne ak gerte. ma dimbale Basiru yow itam nga yolomal ko. fi mu ne nii xëram ci fi mu taxaw nii am na ñu ko ci jiitu te ba ko Aliou Dia ko jiitu ci fi mu taxaw nii ba na ko. ak ñeneen mun ko man naa yem foofu daal gis nga yow moomu sax yaa ko gën a xam li nga koy laaj. asalaamaaleykum. il faut que jërëjëf Saliou Sarr waaye seulement li nga xam ni moom leen si bëgg doole rek xam nga ñun dundee laajte ñun. laajte wuñu pour suñu bopp. askan bi nga xam ne moom mooy dëgg moom moom bëgg muy comprendre loo tax ñun ñuy ak si di accentuer si laajte yi ak foo xam ne xëy na yaakaar na du leer askan bi nu ubbi ko pour mu kii bi bon loolu xam ne li nga bëggoon wax merci jërëjëf léegi ma dellusiwaat si Mamadou Diagne li nga ñu expliqué léegi ban jàngat nga si am bala ma sax ban jàngat est-ce que loolu nekk na loo xam ni yàgg ngeen di ko waxtaan wala di ko gis sur le terrain ak ban jàngat ak du fekkente ba am na ay pexe yu si dindi pour dàq loolu. Maxtaar man parce que loolu moom defe naa yàgg nañ ko dégg te ba tey itam bon mu ngee dem rek. dégg de am naa ko ci mais lii mu wax. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ok ñu ngi leen di nuyu di leen ziara. ñoo ngi lay jëlee ziar sëñ bi na nga tudd ak fa wootee. kii ñu ngi koy wax doomu Oustaz Alioune Sall Lat Mengue. Lat Mengue. ñu ngi ziar bu baax a baax. ñoo ngi lay jëlee ziar bu baax a baax. di rafetlu émission bi di ziar Cheikh Mahamadou Bachir. ñu ngi lay dellu. defe naa gënoon naa ko miné nag ci tukulóoru Baye ndax baat bi laa xam ni. moom la waaw kooku wax sa xalaat la. waaw kay ñu ngi ziar bu baax dañoo bëgg a ñëw participer. waaw ay waaw maanaam Cheikh Bachir dafa wax lu am solo. waaye itam bëggoon naa mu gën a insister ci ñiy jot jiw te amuñu tool. waaw ñoo xam ne dañuy jot jiw bu bare te amuñu tool duñu bay sax nag xamuñ sax ni ñuy bayee. waaw loolu moom bëggoon naa ñu leeral ci parce que jiw yi moom dama xamoon joxe yaama ne la xaw ma waaye lii Cheikh Mamadou Bachir wax lu leer la te lu ñuy jàmbat la moo tax nag am na ci ñooñ ñàkku dañuy jot ay jiwu te dañ koy jaayat donc léegi loolu nag moom bokk na ci li tax baykat yi mënuñoo am jiw bu doy ñaar ba tax amoon naa xalaat nag jàpp naa ne nit moom buy bay moom moo war a mën a amal boppam jiw bu baax ndax ku bay daaw gerte war nga koy wàññi jiw pour ren boo gisul gerte gu baax nga xam nay doxalee maa ngi jégalu bu baax a baax loolu moo nekk sama xalaat jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf allo sëñ Mamadou Diagne rapidement. waaw Bachir li nga wax mën naa wax ni am na. allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam mbokk mi na nga tudd ak fa wootee. maa ngi ziar bu baax a baax. ñoo ngi lay ziar bu baax a baax ñoo ngi lay dellu ziar na nga tudd ak fa wootee. vraiment maa ngi naqarlu nag vraiment li gars yi def béykat yi nag vraiment métti na trop quoi. waaw na nga tudd ak fa wootee na nga tudd. bon maa ngi tudd monsieur Ndoye maa ngi woote fii USA Jersey. si Jersey waaw ñoo ngi lay déglu Youssou. waaw di wax ne vraiment man dafay li may dégg nii vraiment man vraiment ça me fait mal quoi. loolu lan la. parce que ñi nga xam ne ñoo yore réew baykat
da nga ko war a gëdd mais doo ko bàyyi ci àll bi rek bu élection yi ñëwee nga dem foofu wax ak ñoom nax leen dig leen n'importe quoi bu élection passé nga fàtte leen li nag dafa yàgg ni ñu tey indépendance ba léegi nii la quoi baykat yi vraiment sonn nañu dama xam ban solution la ñu war a def parce que chaque instant ñu ngi jàmbat mais seen jàmbat du ma sa faju man li ma yaakaar daal mooy ñoom seen bopp ñoo war a organiser wu def benn dànk wut seen carte électeur damay déggam xool ku jub ñu maanaam ñu voyal ko parce que bu ñu nekk rek bon gars yi ñëw leen ndax di dem di ñëw di leen ndax di dem tout le temps rek fa ñu dëkk village yi ñu dëkk amuñu courant amuñu ndox seen doom yi duñu faju duñu jàngi ñu xale boo xam ne day fa juddoo ba nekk muskalaf musul toog ba école may déggam ñoo ngi lay dégg bu baax mais li ma bëggoon laaj gars yi nee ñi leen di nax mooy opérateur yi ñoom wax ñooy nax alors par rapport ak baykat yi bitim réew yi léegi yi may gis man baykat yi fii day gis ku gaare avion wala ku gaare hélicoptère yooyu tool boo xam ne tool bu rëy lay doon matériel mucc ayib état bi di ko subventionné ci lépp lu mu soxla état bi fekkee dafa soxla xaalis état bi jàpp na ko mais noonu lañ koy jàppee ci maanaam ci doomu réew mais doo jël ñoo xam ne rek day jël ay façon li yoo xam ne teg leen foofu bon bu affaire bu ñëwee ñu dem ñu bu leen ay gerte di leen nax di leen di lekk seen xaalis mais dëgg du yoon ñoom ñoo war a organiser wu ba finalement jar na léegi maanaam ñoom ñu fekkee bi bu ñu bàyyitee ba pare léegi ñu xaalis état bi dinañ jox jiwu nañu bañ loolu ñuy bàyyitee ba am seen gerte gi ñu mën di toll ñu fexe ko économiser bu maanaam bu déwénee ñu xool ko mën a def ay jiwu moo kon chaque fois bu ñu joxee sa jiwu aussi taal lépp ba mu jeex tàkk toog di xaar état ñi nga xam ne saa toppatoo la toppatoo ñu soo dëkk toppatoo mais man sama fi mal dafa métti quoi damay gis bati tubaab yi ñu toppatoo seen baykat yi ñoom ak ñun africains yi ñu toppatoo suñu baykat yi ça fait deux vraiment lu ñaaw la lu ma métti la quoi maa ngi déglu baax nag jërëjëf sëñ bi sa intervention Mamadou léegi da profité léegi dañuy profité de façon ramassée nga ñëw si li ma doon laaj sànq li nga comprendre li Bass di wax balay ñeneen dugg keneen na nga war sa encore si lii maaleykum salaam mbokk mi sëñ bi la tudd ak fooy wootee man Ousmane Fall laa tudd fooy wootee Ousmane di wootee Dakar ñu ngi lay déglu alhamdulilah ma xam nga lu ma bëggoon laaj lu ma bëgg sama xalaat laay joxe maanaam ayo bokk léegi ñun ma jiw ñu jox nii da ngay gis dëkk boo xam ne bii lu mat fanweeri borom kër ñoo nga fa ñu leen jox ñaari bërikoo genn wàll kooku lu mu leen di jëriñ dama bëggoon maanaam bu fekkoon ni gouvernement bi day dimbali nit ñi danaan léegi at mi du ma jox ku bëgg a jiwu at mi di ñëw na nga ko dencal sa bopp nga jiyal sa bopp bu ko defee li ñuy récolté ci bu nawet amee li ñuy récolté par rapport ak li ñuy joxe jiw dana ko dugal ñaari yoon te man maa la wax loolu bu fekkee ñoom dañuy liggéey kuy liggéey rek dañuy def loolu parce que da ngay subventionné ba pare nit ñi duñu jot gerte kooku amul njëriñ yaa ngi may dégg wala ñoo ngi lay dégg bu baax a baax ma ni waaw xam nga da nga li ñuy subventionné ci ñun ñoo koy fay waaw nga subventionné ba pare ña ko war jot duñ ko jot waaw opérateur bi di ko lekk ak keneen ku ci bokk kooku nag nga ni yéen baykat yi maanaam ren ji ñu commencé nii déwén ak jomm ku ñor la gerte na nga ko fi denc gouvernement bi du subventionné kenn ku bëgg a jiwu na nga ko jënd sa bopp mu xool loolu bu fekkee ni 1000 tonnes lañuy récolté daañu jënd 2000 tonnes maa la wax loolu man ngeen baal ma jërëjëf sëñ bi ok Mamadou ayo bokk ma dugg ci question waa ji génn léegi rek tuuti waaw ndax booba bu njëkk boo masaan def commercialisation ba pare dañ lay ristourné loolu muy wax maanaam ristourné mooy lan ristourné mooy maanaam yow mi fi bay waaw jaay ci seko bi waaw boo demee ba nawet dikk dañ naan la culo boo fi jaayoon daan la joxub dërëm delloo la ko kooku may dimbali la woon dimbaliwaat la woon ci biir nawet bi pour nga mën a bayaat waaw xam nga loolu muy wax lii mu wax lu am importance lu jar bàyyi xel la mais nag dafa am réalité yoo xam ni war nañ ko mën a dund mais nag c'est pas tout le Sénégal yéen li ngeen di dund ca Saloum yéen ay doomi Saloum ngeen
opérateur yi fa nekk waa Saalum Saalum lañu amul benn opérateur bu nu affecté foo xam ni si dëkkoo ca région ba loolu itam de passage maa ngi ciy félicité bu baax directeur d'agriculture képp koo xam ni opérateur la dëkk ba nga dëkk lan la affecté problème ya fay am nag it yu tuuti ñaar la benn bi yaa dëkk ci dëkk ba paysans yi jubóowuñoo ak yow loo indi ñu contre. wala paysans yi lan moo tax duñ jubóo ak yow. mën na nekk dama lay wax rek benn bi ci dis tam yow yaay dëkk ci dëkk ba indi fa lu bon commerçant yi dénoncé loo bon loolee nga fi indi nga xam nooy def ak moom yii ñaar mënuñoo ñàkk mais ñun fee ñu nekk njàmbur gee ñu nekk man musumaay def gerte parce que ñun ñebbe la ñuy bay waaw ak banti ñam bi puloox de passage itam maa ngi nuyu président fédération Maniok ndax njàmbur léegi ak Jolof ak Kébémer Kajoor ñëpp foo dem ci àll bi tooli puloox yaa nga fa. Mamadou waaw déglu rek ma ñëw. waaw li may dund laay wax ak la nga xam ni si moom la ñuy liggéey ñun la ñuy liggéeyee ñun fee ñu nekk amul opérateur bu fay wàccee te xooluñu la nga wàccee bu la nga wàccee baaxul du mu ko laal commission ya fa nekkit nombre de villages ya nekk ci secteur boobu bu ne arrondissement Mbédiène nombre de villages yi nga xam ne si moom la arrondissement Mbédiène piloté daan leen woo ni leen 20 tonnes fi ñëw bu dee 30 villages la ñu ne 30 villages yi nañ ko diviser 20 tonnes yi 20 tonnes yooyu ñu diviser 30 villages yi chef de village bu nekk ñun la kaay jël sa quota nga jël sa quota yóbbu ba ci sa pénc ci sa dëgg dëkk. nga baal mën naa nga yóbbu ba ci sa diggu dëkk yow chef de village bi boo jël see sa quota yaag sa waa dëkk ngeen dem yóbbu bu ngeen demee ngeen séddoo ñun de loolu lan am jàmm rek am foofu. mais yow force. waaw may ma rek. force paysane la fi toogal. waaw attends te yow bi ñu commencé dañ ne yéen a ngi fépp ci Sénégal. Bas mais danga fi toog pour waaw Bas force paysane wala pour sa koñ. waaw Bas waaw déedéet. may ma question boobu maa ngay poussé. déglu rek xam nga sànq bu nga waxul. waaw léegi bàyyi ko ba mu pare rek bul yàkkamti. voilà léegi Mokhtar liggéey bu fekkee ne tegu na ci yoon ña ko teg ci yoon wa man dinaa sawar ci ñoom bu teguwul ci yoon ka ñàkk a teg ci yoon daan la woo ba nga ñëw ñun la tegoo ko ci yoon ñun am na opérateur ñëw na indi gerte ñu xool gerte ga baaxul dañ ne ko du ko laal na dem mu dem indiwaat geneen gerte googa baax ñu doog koy jël. bon léegi ba tey damay dellu soit dégg naa li nga wax bu baax. waaw yéen seen côté amul yooyu waaye dama ni moom sànq li nga xam ne moom la expliqué. si entre opérateur bi ñëw foo xam ni. dafa war joxe mu jënd la muy joxe moom téeka ba pare jox baykat ba xaalis man loolu laa est-ce que loolu nekk na loo xam ne yow. mës nga ko dégg. man gisuma ko tey. gisul mais est-ce que mës ko dégg. yaa ngi koy doog a dégg nii. maa ngi koy doog a dégg mais dégg nga sànq ki dugg daal ni loolu muy wax noonu. kooku ñëpp xam nañ ko. waaw dafa ni da ngay am opérateur bu dëkk Oka. non waxuma kooku am na keneen ku dugg daal ni am na lii muy wax nii kooku moom xam nañ ko moom. maanaam baykat bi ñu jox ko xaalis au lieu que mu gis gerte gi nga xam ne moom lañ ko war jox. baykat bi bu fekkee ni moom xam na ni gerte la war a jël au lieu que mu jël gerteem am na ñoo xam ne mën nañoo jël seen gerte ba pare génn dem ca marché ba jaay ko. waaw kooku kenn mënu koo contrôler. baykat bi bu fekkee ni ñëw na war a jël gerteem itam toog ca opérateur bi ni ko gerte yii nga may jaay gii ngay jël soxlaatuma ko. xaalis laa soxla te ayant droit la. baykat yi xaalis la soxla ñu ne ko nag carrément comme que soxla woo gerte xaalis nga soxla yow da ngay ñàkk sa bopp. waaw mais Mamadou Diagne dama lay laaj. waaw yow ki affaire boobu xam mais mani est-ce que yow léegi dafa la wër ko am na baykat boo xam ne dafay ñëw daal ni man xaalis laa soxla loolu laa bëgg xam. loolu moom gisaguma ko. ah voilà donc yow. phénomène boobu daal xamuloo si lu bari woon. waaw parce que man secteur yi fi ma nekk. amul loolu man dama ko fa gisul. da ngay dégg rek waaw damay dégg nii comme nii moo waxee nii. ni ma lii moo am fii te lii ma teg ci sama bët. xam nga ni lii bu ku ko nangoo jël. jiw bi jëloo lu baax. ku ko jël rek jëloo lu baax lii nga ma woon. dara baaxu ci. kon nag ka sàggan ba tax ñu jox loolu bon nga nangu ko kooku yow yaa xamul sa bopp. Porokhane la jógee. jërëjëf bon. léegi ma dellusiwaat may fàttaliku mbokku auditeurs yéen a ngi topp seen émission si Sud FM tey jii waaru ñoo ngi waxtaanee mbirum jiw bi d'abord qualité bi ak jiw bi ñuy joxe ak tam nu ni jiw bi daan ko du wecceeku ak yenn say xaalis te jiw boobu sax nekk na teewagul wala sax nu koy jëndaat te kooku ñu ni opérateur bi mooy def loolu dégg ngeen ñi nga xam ne jot nañ dugg joxe seen xalaat joxe seen tur ak tam joxe yenn ay gox yoo xam ni
wax na ni loolu nekk na loo xam ni lu am la mooy leen di fàttali du fekkee bu ngeen bokk si émission bi mën ngeen di woote 88 628 98 98 joxe seen xalaat wala tam du fekkee ne am na ay seede yoo xam ni mën ngeen koy indi wala tam gën leeral li nga xam ne tam moom ngeen di dégg si plateau bi nu koy wax parce que yéen ñu nekk si kaw gi surtout ñoom xam ne ni loolu nekk na loo xam ni xam nañ ko bu baax a baax. Bassirou pour avancer léegi est-ce que am na à part li nga gis li nga expliqué te ma doon léegi ki nga xam ne dafay ñëw si li ñu génn léegi rek indi xaalis jox ko baykat bi alors que di jënd sax gerteem te kii bi teewul à part loolu lan nga gisaat bi ngeen defee yéen seen ay tournée yi ngeen defoon si kaw gi. waaw nga baal ma comme ci benn auditeur dafa wax ne bu fekkoon ne tey baykat mën na dencal boppam jiw. ñun dafa am ñuy laaj question yu bari lu concerne côté boobu parce que ñun bu jaay jotee dañuy bokk ci ñuy pousse suñuy membre que ne nañ dem jaay ji ki gën a cher la mooy chinois bi te chinois bu jaay daf koy yóbbu te bu jotee joxe jiwu jotee ñu ne état bi na jiwum bi baax na mat loolu dama koy assumer parce que ñun buñ sañoon te ku nekk ci yéen xam na ne marchandise bu ko ñu bëri soxlawee day cher te dañ bëgg baykat bi fi kilo gerteem bi toll mu jógee ko fa dem fu ëpp foofu la te état feeg mu ngi fi bëgg yenn responsabilité ne mën nañu jox jiw di ko subventionné te xaalis boobu du doon suñu xaalis am ay nit ñu jóg na mën nañu ko dañ nan leen kon na mat tana baax du am benn magu yu ci suuf. ñu loolu mooy suñu rôle. moo tax ren ñun bind nañ président lettre ouverte ci journal yi mais dañ ko ñaan ñeent. bokk na ci luuma yi ñu tëjoon. nit ñi waroon dem ruuji ji. jàkk yi ñu tëj ak maye jiw. yëpp def na ko. ba mu des maye jiw te du mos a am. ah yow da ngay ñaan. waaw. waaw bu mos a am da ngay yàgg du nga yaakaar kenn fan. waaw bii du mos a amoon bële mu nekkee woon. ca la ñib see non ci fii nii fi may waxee nii li tax du mos a am. ren passé na xam nga may wuñ ko te situation Covid bi moo taxoon ma naan du mos a am li ma gis nag ba wax loolu mooy lii xam nga boo ñëwee ci terrain bi tey. nga fekk ñi waroon a joxe ñi waroon conseil président pour mu mayee jiwu bi ñoom ñooy bénéficié wu au lieu baykat bi. ñooñu ñan la. mooy ñi war a conseil président. conseil président bi ñan nga yaakaar ñoom la. képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci gerte jàpp ko ci ministère jàpp ci économique bi opérateur économique yi ñoom ñi yor ay DRDR ak lépp duñ mos a nangu conseil président. ah mais pourquoi. waaw parce que boo demee terrain bi da nga xam ne baykat bi amul jiwu jiwu ñi koy jëriñoo ñeneen la. mais du baykat bi moo tax du maye loolu parce que dañ ko conseil foofu dañuy faral di wax ne bu fekkee nit ki dafa jaay jiwum gerteem état mu ngi koy jaayee 210 mu ngi koy jëndee 210 te bu loolu amee sax day fekk am ñu fi taxaw def pression bëgg gerte gi mooy tax opérateur yooyu ñëw jënd ko ci état li mu dogal mais su fekkee amuñu tey benn chinois wala kenn ku war a jënd ñoom ñooy yebalaat jëndee ko ay 160 175 moo tax ñuy conseiller nag. kani boo dem ba mën a jaay 250 suñuy membre foofu profiter nga dem ci jiw mais pas maxtaan man damay joxe exemple bu gàtt ci man dama bokkoon ci ñuy wax ne jiw nañ ko di joxe ñu bëri léegi ñu ngi ci engrais bi te loolu laa ànd fan pour ñu bañ a tey joxe jiw ñuy joxe engrais fi ma ko tegoon ak fenn la xam man doomu baykat la ci bay laa yëngu munu moon toog sama jamono yaay ak sama papa dimb bu wow sax buñ ko sàkkee ma dugg ci suuf ronlu sama yaay di jël dumb wow boobu di ko sàcc di ko lekk ndax xiif kuy def loolu du gis jiw wuñ denc même buñ ko poudree yàgg nañoo boxam ñun poudre jiw yi yëy ko ko amul loo lekk foog ñu nangul na ñëpp yemuñu ko amul loo lekk doo mën a denc jiw. dañ koy maafe daan ko wax waaw dafa am ay situation waaw dafa am ay réalité yu am foog ngeen nangu ko. léegi nag kooku la état di sóoraale ba tax mu ne kon naa def subventionné jiw bi léegi nag mu des nag subventionné boobu segg bi ak seggin bi ñi ko yor ak ñi koy doxal ni ñu koy doxalee commission bi ñun boo gisee ren ñu wàcc ak suñu moment ci terrain bi comme question bi ma laaj. parce que daaw dañ def forum am lu fi xew ba Cissé Lo waxoon ci ñu def plainte ñun parce que du wax ji ñu intéressé mais segam luubal am na rek ñu def plainte di xaar ba léegi OFNAC ak procureur ba léegi ñu ngi leen di xaar boobu président ñu laaj ko ci 31 décembre bi mu ne danañu fexe yëf yi di dem directement ci commission bi ma ne wóoluwuma commission yi man maa ko wax ba pare proposé la nañ def armée bi wane ne mëga yi maanaam ay bande yuñ organisé international moo am ci mbiru gerte gi moo raw mafia wu dorog
voilà ban organisé international bi mooy ñan. mais parce que boo duggee ci gerte. international nga wax de. mais moom laa lay wax soo duggee ci gerte dañ naan la booy da ngaa repp gerte affaire de jinne la moog doroga yam moog oora yam am na beneen dara amul ci xaalis si sa am ña fa nekk mu jëral leen seen bakkan yi ku fa wax ñu rey la mais ñun moom volontaire nañ pour loolu. Paa Mokhtar bi ñu waxee loolu ñu ne leen commission bi baaxul d'accorduñ ci ñu def suñuy saytu moo tax bi ren joxe jiwu jotee ñu wàccal suñu bopp si terrain bi tegal suñu bopp bët lu ma la wax dama cee teg bët profit image boo bëggee audio boo bëggee kër représente foo dem li ma lay wax benn dara du ci dëñ. waaw léegi à part kii boobu nga waxoon laa bi nga jikkoon wax léegi ban. mooy lobby international bi beneen bi boobu mooy da ngay dem ci dëkk lëmu war a jot am na ñoo xam ñu may déglu war a jot 29 tonnes benn dëkk 29 tonnes yooyu la dañ naan la jaay ñu ko. yàlla wax ni. jaay ñu prix bi. par exemple 29 tonnes waroon naa ko mën a paraphé nga calculer la 29 tonnes yi fois kilo bu ci nekk 75 francs loolu doo ko génne da ngay ñëw taxaw ñu calculer la kilo bu ci nekk 100 francs boo xam ne opérateur bi moo koy joxe dem dese ak état ak suñ xaalis bi nga xam ne moom la subventionné ba pare boole ci nag di la bu naqatal na la boo ko defulee doo am xaalis doo am gerte da ngay gis ku dëkk ci dëkk bi ne leen ñett man gerte laa soxla dañuy xëy na ko am sa xaalis a ngi ci force chef de village dafa am part de responsabilité bu mag mais dafa am ñeneen ñu ci pour chef de village yi benn commune mën naa la ci compter juróom-ñaari dëkk yoo xam ne doomu gerte dugg fa seen quota yi yëpp maa ngi ko yor bi ma la wax 29 villages am 29 tonnes am na boo xam ne mu ngi yor 6 tonnes 500. kooku yan commune la. commune nu Jaamal. Jaamal fu mu nekk. mu ngi nekk si département Mbirkilaan région Kaffrine moo tax dañuy plainte Arsou Momel day def plainte commune boobule jox ko procureur commune Ndiognic ci même département bi la nekk dafa am ay dëkkam yoo xam ne amuñu gerte. te joxoon nañu opérateur bi waxoon nañu ko mu yóbbu fa gerte. mooy dinaa ñëw ci côté opérateur boo ma ko fàttalee. commune Kàccot ci département Kaffrine la bokk la département Mbirkilaan même chose que li ma lay wax nii dafa am dëkk yoo xam ne amuñu doomu gerte dafa am loo xam ne dafa jekkut jaaduwut état joxewul kenn moo tax dama ne woon damay tudd changé tur bi ne ñoom seen Covid bi au lieu ñu joxe jiw mais ñu ngi soor a def ndimbal bi ñu def comme ceeb ñoom côté ministre de l' agriculture ñoom xaalis lañ ko def pour jox ko kuy baykatu gerte mais jekkul jaaduwul ci baykat bi ci opérateur bi ak ku koy seetaan ñuy joxe xaalis ci place su gerte loolu corruption la mais ñu ci bëri gerte lañ bëgg li tax tey bu fekkee dañ laa jox tey xaalis boobule benn 100 francs ñu calculer la ko nga waroon am 200 bëri wala nga waroon am 1 tonne ñu jox la ko 50 000 francs nga war a dem jënd jiwu tey dem war ko jënd kilo 800 francs jëm 1000 francs fu mu ne nii actuellement may wax yow mu ngi ci 1000 francs jàpp 900 950 ku boo doon bay tey fukki hectare jamono bii ak Covid bi situation bii fan lay jëlee xaalis boobu mu dem jëndee ko gerte ndax kéem googu dina baax est-ce que am na xaalis bi du mu ji fukki hectare juróomi hectare bu ko amee jàmbaar la. donc loolu dafay menacer production bi. production ba mu ngay wàññeeku. waaye léegi li ma bëggoon laaj yow ni ngay waxee nii dafa mel ni donc baykat boobu di nangu xaalis bi pour dem jëndiwaat loo xam ni moo gën cher kooku dafa ñàkk pexe bool moo tax. mais dafa ñàkk pexe effectivement. waaw mais léegi question bi may posé. ñoo arrêté waat tout si li ngeen xam ne gisoon ngeen ko si kaw gi question bi may posé mais te loolu yëpp baykat yi ñoom mën ñu si am jàngat ba nga xam ne tey jii du fekkee ni bay nañu ñu dindi si loo xam ni moom moo war nekk seen ji am na gaa ñu koy def ba nga xam dundee jëndaat sax xëy na toq rek ñu jëndaat daal di mottali. foofu laa commencé ak yow dama ne dafa bokk ci suñu campagne tournée bi ñoom ñu gëm loolu leen ne ñun danañ fexe ci li ñu yàlla may ci ñaan la ñuy jiital ci li ñu yàlla may bu ñu tiimee micro na gerte gi na gën a tijjeeku ñëpp ñoo di ko jënd si loolu nag buy am nga waroon jaayee lii di jaayee lu ëpp loolu profité même bu dee ay kilo nga denc ko loolu mooy suñ fu ñu tijji dëkk bu ñu dem ñuy toog dañuy xaar ci pays. waaw mais baykat yi laa loolu war na nekk loo xam ne ñoom quand même enfin. mais xam la war doon si ñoom. mais dama la wax loolu mais jox naa la beneen exemple Paa Mokhtar man sama papa mënu loon denc jiw buy denc jiw ma koy lekk. ndax xam naa li ngay wax gars man lay toogee ak samay rakk man xam awma problème kersa boobu man lay toogee ak samay rakk ak samay yaay yëpp suba ba ngoon cin tàkku suñ kër mu wóor ma ne su ma duggee ci ron lal ba fekk fa gerte buñ denc même buñ ko posé dama koy lekk ma de damaa xiif. même kay ñoom sax mais foog ngeen nangul ñooñu tamit ne dafa am ci dëkk ba léegi. ay xiif ba nga xam ne mooy toog fii sa kilo mi wër la rek nga xam ne yëpp ñëpp nekkuñ comme yow Paa Mokhtar. ah doo jaay si gërëm benn nga dund ko. mais maa ngi ci woon. wala si xar yi. ah waaw gars yi nag yéen
foog nga nangul ne am na ay situation yu xew. waaw yu métti état Covid bi ñu tombé moom ko amul léegi sax sañu daaka jaay soo ma mayoon ma borosé ci li mu wax. déedéet ma koy may naa la àggale léegi. waaw soo ma mooy comme li mu wax ci opérateur yi xam nga Pamata dafa bokk ci li nga xam ne bokk ci fiabilité ak nit bu war a leeral jiite ay nit jiitewuñu ay xar na nga xam ne ñun kaw ga lañ dëkk mais kenn gënuñu muus tey dañuy bëgg nag kaw ga ñu respecté leen. mais waaw voilà foofu tam laa bëggoon agsi kaw ga tam ñoo war jëkk respecté seen bopp léegi xam nga sànq am na ko baal ma dama lay intervencer xam nga sànq am na ko woote mu daan itam baykat itam nanu bàyyi di laaj jiw te du dugg si biir suuf si kooku tam problème la non waaw mais dafa nag bari te loolu moom am na moom mais am na moom li mu wax yaa ngi tax ma génn fële mais li mu expliqué bi Sonaguéré nekkee nga xam ne ku ci nekk soo jaayee ci li nga jaay la ñuy mën a téye pour mën la jox jiw ku noonu baykat bi moo koy def bu ñu ko defee du leen arrange ana opérateur écoute ana kii gros producteurs yi ren alhamdulilah am na ñoo xam ne dañ doon laaj 200 tonnes wala 100 tonnes wala 1 tonne nangam boo demee ñu yemale la yaag dëkk ba képp jox la bu ñu joxee bërigoog 50 moom lañ lay jox yemale la ñëpp ça veut dire que li ñu defoon daaw ñun am na lu muy feeñ bul foog ne li kii di wax noonu baykat bi la baykat bi def loolu xam nga kan la dafa xam ne jiwu mel nii lañ koy jox amul ko njëriñ opérateur bi tamit dafa bëgg a teg saako yooyu rek pour moobale ko ku ñu mën la lee fi nekk comme jiwu di tourner rek saako yooyu kooku loolu moo koy gënal. donc dafa am vrai baykat ak faux baykat. moom laa la expliqué léegi moom bu ko leeree ne jiw bi mun koo am mu laaj ndoon lan dem uti ji kemb bu baax mais jiw bi lii dafa lii gisoo fi dara lu fi nekk comme xollit sax amul benn xottu lii baykat lu mu ko dee day mujjee jël lii dem jëndee ji ko gerte boobu mooy benn bi ki ci des amul benn moyen pour génne jiwum kooku day basé wu ci benn Papa Makhtar mu fayal ko impôt amul sax lu mu fay impôt 1000 francs bopp bu nekk mu fayal ko impôt mu ànd ak moom mu génne jiw bi mu calculer ko jox ko mu daw dem jëndee ko saako ceeb dundee ko kooku force da koy jaay même bu fekkee bu pare te li ci garaaw mooy opérateur boobu li ci ëpp opérateur bi koy def mooy pare xool li gerte gi lebalaat ko jiw bi kilo 700 jëm ko. waaw léegi mu avancé tuuti parce que temps bi mu ngi dem mooy fàttali. yow léegi soo ma fekkee su ma la lebalee jiw baal mu daane la lu ma wax la su fekkee tey su ma jaayee jiw bi nii yow yaa ma ko jaay yow opérateur bi ba pare ma dem jënd ci ceeb dund ci nga tourné xool li ko yow lebal ma ko nawet bi wàcc ma war la koo fay du ma ko def stratégie la. man Mamadou Diagne dafa lànk. si yow laa jëm si. question lay posé. léegi Mamadou avant mooy ak si question bi dama bëggoon léegi nga expliquer ma rek. par exemple gerte goo xam ne dañ ko béy ba mu génn te amul benn doom boo xam ne mi ngi nekk si biir kii lan mooy indi lu mel nii allo. allo. allo sëñ bi la nga tudd ak fay wootee. Aliou Cissé loolu di siyaare. Aliou Cissé ñu ngi lay déglu. maa leen di siyaare bu baax di nuyu ngeen nga dalal di nuyu Basirou. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. waaw di wax ne état bi moom maanaam wàllu jiw bi ñun dañu di jox jiw parce que ñu lay jox joxuñu leen loo xam ne ma ngi si ji 5 hectares joxuñu leen mën a xam ne si jur ñaari hectares wala ñett wala benn. dañ naan la ba bu nekk juróomi kilo te képp koo xamante ni fayoo impôt doo mën a jot ci jiw yi léegi ñun li nga xam ne moom lañ bëggoon état bi ñun waxuñu ko mu jox ñu jiw na bàyyi jiw wi subventionné engrais bi. jiw ci boppam jiw maanaam gerte gi wax na da koy joxe. waaw na ko bàyyi te subventionné engrais bi te gannaaw bu subventionné engrais bi bu mu nekk comme jiw wi ñu ne boobu nekk juróomi kilo engrais wala 15 kilo engrais lan la man ci baykat bi. léegi Saloum ak Bawol ak Kajoor ak Casamance bokkuñu suuf si dañoo wutee léegi gox bu nekk engrais ba fay doon wartu bokk ak engrais ba leen ndax war nañu xool suuf si nekk engrais ba méngoo bi ñëbbu ko ko. te li ba si wax sànq ne maanaam bu ñu jëlee jiw avant jiw di ñëw si dëkk bi am na ñoo xam ne dugg nañ si dëkk bi wër ay nit ñoo xam ne avant jiw yi ñoom jaar nañ seen wàll ñoom avant jiw yi ñëw si dëkk bi bu ñëwee duñ danañ jëriñ ñoom duñ dem ndax seen jiw ñoom jaar nañ ko def ne bu yàgg. loolu dafa am na si dëkk yoo xam ne nii may wax xaalis bi dañ leen jox jiw léegi xaalis noo koy jiyee xaalis noo koy jiyee maanaam baykat yi ci léppam état bi moom moo leen not dëkk du ndoroo benn état bi moo leen teg 10 yoo xam ne ñoom ñoo leen ko teg état bi moom moo ñu jàppale moo ñu seetaan état bi moo ñu seetaan ci léppam yow li ñu joxe jiwu nii fanweer ak juróom la koy joxee nangam te léegi su paree bu ñu bayee ba pare su joxee prix gerte gi 210 donc te ba léegi mënu ko romb 210 lay joxee te léegi 210 yooyu téeméeri baykat bu ñu jaayee juróom-ñeent fukk yi fanweer lañ jaayee fanweer ak juróom li nga joxee jiw yi moom nga ko jaayee bala nga perte ñun état moo ñu seetaan moo ñu dimbalu ci dara ñu ngi précédé Bassirou Ba nag bu baax a baax a baax.
jërëjëf waaw Mamadou Diagne rapidement temps baa ngi dem léegi. waaw fi mu nekk juróom-ñetti waxtu teg na juróom-benn minute mais bëggoon naa nga gaawantu expliquer ma lii naka la mën a am gerte goo xam ne da nga ko béy ba pare nga gis amul benn xoox boo xam ne génn si biir loolu lu koy def luy indi loolu. lu koy def boo ko defee boo jiwee ba bay mi dem ba ci digg ba ndox manqué. bis boo demee bay récolter nag mu war a dikkee duñ dikki. dootul amati doole comme ni mu mel comme ni mu mel nii léegi. waaw wante nag. waaw tiituloo si loolu ni taw bi taxawee nii. Basiru nit buy wax itam lépp lu muy wax na ca seet digganteem ak yàlla. contexte xiif boo xam ne si war ngaa dem ci soron loolu yaay di jël jiwu wa di ko lekk gisoo ko fenn ci Sénégal. waaw mais du fekkee dafa am. Sénégal eggul foofu. mais même ren jii sax nii affaire nii ren jii sax nii affaire mbay mi amee nii laa. dama ni Maxtaar lii mu wax da koo wax rek. mais am na tamit na nga def attention nag gis nga baykat ak a naqaree jubbanti baykat laa comme ñëpp. waaw lu tax mu naqaree jubbanti. li tax mu naqaree jubbanti la ko arrangé rek lay xool loolu lay def. comme ñëpp man fukki nit bu mu taxawoon ku ci nekk la neex ngay def lii maa la ko wax ñii nan gis nga fi mu toll nan bàyyi gerte gi def subventionné engrais bi bis bu ñu subventionné engrais bi de pur ngay gis foofu lañ koy jaarale waat encore lu leen neex la ñuy def laa la wax yor leen a jafe nag état bi nag sonn na moom li mu mën lépp def na ko li mu am lépp yóbbu na leen ko ren jii ceeb. waaw mais état bi ren ceeb lañ ko joxe gratis ren jiwu ceeb gratis lañ ko joxe. jiwu manioc bii bouture de manioc yi gratis luñ ko joxe doon nañu ñaan nag bu fekkoon ne woon mënoon naa ñëw ci gerte gi ak engrais beeg leneen ak leneen ndax mbas mi kon ñu sant yàlla bu baax a baax ndax fépp la laal wante nag na nga seede ni képp koo ci jox jiwu dana ko bay wala bu ko bayul dana ko jaay ku koy bay te jiwu yi mosu leen a génn am na ñoo xam ne nag bañ leen di dalee jox jiwu mukk te ni baykat sax la ni ay baykat yu mag lañu wante ba ñu leen dalee jox jiw ba tey jiw bu ñu leen mës a jox dañ koo jaay. waaw loolu moom am na moom. tey baykat yu mag lañu. ndax dañuy jël suñu jiw denc ba pare jiw bu ñu leen jox ñu jaay. yaa saa marché ba fee nga daal di fekk fa. gis nga xam nga lan mooy defar. marché Diourbel moom moo fa def. xam nga lan mooy defar réew mi bu ñu bëggee réew mi defaru am na ni borom yi xam-xam am na ni doom yu am xam-xam ministère agriculture bii ñi ko ŋànk ñëpp. man depuis 1976 ba léegi maa ngi ci mbay mi ñi ko ŋànk ñëpp xam naa leen ay xale yu techniciens yoo xam danoo jàng ba téye seen i diplôme boo demee haute couture Macoumba Diouf fa nekk doomu. waaw xam nañ ko Saloum boo demee bassin de rétention benn Youssou Guèye fa nekk na SDRDR Kasam nekk na DRDR Matam nekk na DRDR Kaolack ñu jàng ñu am xam-xam boo ñëwee itam ci Oumar Sané ñoom ñëpp ay fonctionnaire lañu liggéey dong lañu xam liggéey dong lañu man te li nu man lépp ñu ngi koy teg ci yoon. mais seulement voilà boo wàccee nag ci DRDR yi itam. seen liggéey ñoom ñëpp. waaw nañ ko mais seulement pour voilà léegi nag boo ñëwee ci commission bi itam commission bi sous préfet tànn ña mu tànn woo waa village ba ñoom ñëpp ñu fal leen falin woo xam ne si ñëpp xam nañ ni ñii ñoo war a sëy commission bi ñooñu bu ñu demee bu ñu amee seen complicité ba def ci seen koñ lañ fay def ñoo ko xam. ah léegi nag problème bi nag léegi lan la. kon problème bi xam nga fan la fan la affaire bi nekk. bu nu ko joxee tee nan ànd ak suivi xam nga luy ànd ak suivi. jox la ba bu ma sañoon dañuy recruter dëkk bu nekk ñu yóbbu fa agent SODEVA wala bu munta nekk dëkk bu nekkoon ñu yóbbu fa agent agriculture wala bu munta nekk commune bu nekk ñu yóbbu fa benn agent agriculture comme bu njëkk bi nan daan def. ñooñu topp affaire yi di ko suivre. waaw problème di ko suivre. parce que ñoom itam danoo war a dugal seen loxo ci biir joxe mi. waaw Mamadou da ngay continuer damay laaj foofu rek. xam nga bu yàggul gisoon nga ay ingénieur agronome yi. waaw comme ni nga wax agent agriculture. waaw grève xam nga ñoom bi ñu grève lu wax. waaw mooy nenn waaw ñoom ñoo war di topp baykat bi si toolam di dem di fa dem ak di dem waaye nee na jumtukaay yi nga xam ne ñoom lañ leen war jox pour mu def liggéey boobu. waaw nen moom lañ mën a amul te nen mbay du fekkee ne toppaloo ko du baax. waaw bon kañ yow léegi nguur gi kañ ngay sànni xeer. voilà léegi nag bu fekkee ne mbay mi toppoo ko du baax te boo ko toppul. mbay gi dañ ko topp mais li ñu wax mooy mbay mi dañ ko toppul. dañ ko toppul bàyyi nañ leen. toppuñu ko ndax li ko daan topp ñett ngi fi woon coopération dafa taxawoon di topp mbay mi SODEVA taxaw di topp mbay mi
ANCAR ñëw fi. ANCAR moom ñu fi ba tey ñoom. waaw donc yow il faut que donc ñu dellu soit kuréel yooyu pour que mbay mi mën taxaw. mais kuréel yooyu il faut que ñu dellu si pour mbay mi taxaw na mu war a taxawee. ba pare te mbay mi itam ñu bañ a yem ci nawet bi kese. parce que ñoo ngi nii ba léegi dara sotteegu. non kooku moom du mbay te nag xoolal tey jii bu nu dellooloon bâtiment de rétention mu topp tool yëpp bënnal leenum ndox fu tool nekk ñu fexe ba dugal fa forage léegi réew mi dem fa. ak irrigation léegi boo ko xoolee loolu. Égypte amul taw. xoolal haute culture macha allah. Égypte amul taw irrigation rek. ren pomme de terre boo lekk daanaka Sénégal lu jóge soble boo lekk daanaka Sénégal lu jóge ah. sëñ may moom bu tuuti rek li nga wax moom dëgg bu wér péng la. salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. Ibrahima Touré Parcelles. waaw Ibrahima ñu ngi lay dégg-dégg nag des na ndax am na ku yooxu noonu si sa gannaaw du fekkee mën nga ñu baal nga déplacé tuuti. waaw. ñu ngi lay déglu. waaw ñu ngi leen nuyu di leen sant. ñu ngi lay fay bu baax a baax. kontaan ci émission bi. jërëjëf. mais xam naa ne Sénégal ci boppam. moo am problème. surtout kilifteef. ndax boo demee ci li nga waaw boo demee ci village. borom dëkk ba. pour mu yilif waa dëkk ba problème la. te man li ma seetlu mooy. bu ma nekkee xale bu ndaw ay 67 du ko sori. machine boobu ma fàttale ko fekk ko suñu dëkk. ba léegi sensé bu. waaw te lépp lu dul machine bu ñu bayee ci àdduna bi rek sensé est-ce que kon ñun suñu mbay mi bëgg nañ mu jëm kanam. ñoo ngi lay déglu waaw. kon ñun suñu mbay mi bëgguñ ñu jëm kanam parce que lépp li fi newoon sensé na ba mu des machine bi ñuy jiyee gerte ak bi ñuy bayee. fekk loolu mu ngi fi jarut sonn ku bëggul a avancé doo avancé parce que liñ doon ñawee oto bi ñu daan dugg ak néeg bi ñu daan dëkk ak lépp soppi nañ ko ba mu des machine bi ñuy bayee ak bi ñuy jiyee man loolu la amoon lu ma wax tey. jërëjëf. waaw mën nga continuer. ma di la xamal ni ci wàllu liggéey ci pour ñu mën a avancer il faut que ñu bàyyi sunu yi ñu nekk mooy lan maa ngi dëkk baykat laa maa ngi dëkk ci àll bi jéemu maa xalaat man nan laa mën a def ba man ak sama njaboot ñu organiser wu ba bu jiwu jotee ñu bañ a topp ci dara bañ a xaar kenn lijjanti suñu jiwu bopp ndax bu mbay mi jeexee it yaa ngay sàmm wala yaa ngay bay wala yaa ngay jaay wala yaa ngay defi commerce wala yaa ngi liggéey leneen la ngay liggéey nga fexe ba góorgóorlu dajale ci jiwu nga xam ni yow. ñu ba pare ñu organiser la comme xam nga sànq yaa ngi nekkoon si la am solo. yaa ngi doon wax ni nanu bàyyi mbayum nawet kot. ba pare tam ak suivi bi nga doon wax. ak évaluation bi nga xam ni tam dafa am ay kuréel yoo xam ni. daf leen topp yu mel na par exemple ANCAR rek doyul mais am na ñi nga xam ne suivi sur le terrain. surtout ça kooku amatul. loolu tax statistiques yi ñuy joxe yëpp doo ak seen du dëgg. gis nga te duñ la dégg état de des fois daan ni bu dëgg baa ngi nii. xam nga résultat yi ñu wone ci diggante ceeb bi diggante soble bi diggante pomme de terre bi xam nga ni leer na nañ Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët foo dem ci marché yi soble mbay mi nga fay fekk loolu kon xam nga ni ñu ngi liggéey mais nag léegi lu koy dooleel ñooñu nga xam ne ñoo ko yor ci noor bi tool yi nga xam ne si ñoo nekk ci noor bi te di xaar nawet tool yooyee ñu fexe ba ndox dugg fa bu ñu fa dugalee ndox ñoom bu fekkee ni nawet bi ñëw na ñu ànd ak nawet bi bay bu nawet bi jeexee ñu defar concession daal di bay noor te lu nu bay noor mu dox te mbayum noor mi nag nit ñaa ngi ci am xalaat de am na ñoo xam ne ñi ngi am seeni moyens bopp dem bënn seenu teen wut seen moto pompe dugal ci irrigation la wàcce gis nga fi mu toll pays africain yëpp ñoo koy def demal Burkina bii irrigation bu njëkk ay carotte ak nawe yi boo ko lekkee Saalum fii nga ko wutsee boor bii nga ko wutsee mais léegi Saalum ña ngi koy fay bay encadrement gis naa teg sama bët encadrement la wan nit ñi yoon encadrement moo baax wan nit ñi yoon wi xam nga jàpp leen dimbali leen te et puis engrais bii ngay gis du engrais bii léegi moo xew engrais suy bii léegi daanaka mi ngi dem engrais bio bi a ngi dugg bu baax a baax ci réew mi foo ma jógee mais dañu ko importer waaw mais fi ma ñëw fi defal engrais te war nañ ko mën a defar fii suñu technicien mën nañ ko defar voilà mais léegi gis nga léegi bio bi da ngay jël sa pulvérisateur natt liquide bi def ci roose ko ci xob bi
mu wàcc ba ci reen bi ca gàncax ga ci racine ba gis nga boo demee li nga engrais foofa ak la nga engrais wis boo gisee ñii la ñuy changé dañuy wuute bii dafay ñuul dafay verte bu ñuul nga xam ni bii moo gën xob yu rëy gàncax ga bu génnee doom yi day rëy nga xam ni kii gars yi avancé na ñun ñoo avancé wul. waaw loolu moom voilà tey jii ba ma demoon nabb bidon engrais léegi ci àll bi comme ne la bidon bi engrais la nga ne ma déedéet du ma ko laal sama tool loolu nu muy demee du nu avancé. Bassirou ma léegi damay faral dégg comme ni ko kii waxee léegi nanu bàyyi sax ji bi kii nan la jox engrais rek dañ ne dañu bàyyi ji bi ki nga xam ne dafa dégg moom mooy donc baykat yi war na am capacité boo xam ne léegi ñoom ñoo ngi denc seen jiw bopp parce que ku wax nañu bàyyi ji bi c'est que veut dire que yow ji bi mën nga ko amal sa bopp wala am na loolu denc loo xam ne war na doy li ngay kii li ngay bay. ñoom engrais léegi laa dégg ni gën di laaj. dëgg la Pamokhtar nga may ma respecté naa. est-ce que yow yaakaaroon sax léegi war nañ àgg foo xam ne tey jii ji bi dañ ko war wàcc parce que man dégg naa ay. mais kilifa yu bare yoo xam ni baykat pire sax yoo xam ne dañuy tax di wax ni problème yi nga xam ne moo lax si jiw bi nan leen bàyyi léegi ñoom seen jiw bopp daan ko sax réglé. wala ñu wax ni état bi jiw bi muy joxe naka bàyyi parce que gisuñu ko. mais loolu yàgg nañ ko di wax donc baykat itam yàgg nañu di kaas di wax duñu gis jiw. mais est-ce que ñoom tam tey jii waxtu bi agsiwul bi nga xam ni tey jii ñaar moo mën a am ñu def di am bokk seen jiw bopp wala bokk loo xam lu ñu defante nguur gi mu leen di jox jiw. waaw xam nga loolu laa la wax ne dafa bokk ci suñuy combat fu ñu dem ñu wax leen ne nii mbir yi di changer foog ngeen fexe di mënal seen bopp di jéemal seen bopp pour denc ci jiw parce que bu loolu dina indi beneen jafe-jafe ëllëg mais ci loolu moo wan la ne dafa am beneen catégorie ma joxe sama bopp exemple. mais dama lay laaj li mu leen wax ni ñuy wutal seen bopp jiw mais kooku. bi nga ko attends damay poser question fi nga bañ ma jëm dinaa fi. waaw defal naa damay poser question. foofu doo leen waxee loolu ñoom lu ñu lay tontu doo leen wane ni il faut que ngeen wutal seen ndax loolu conscient nañ si mais est-ce que daal na woon ni que gàllankoor bi moo tax mënuñu denc jiw wala lii wala laa. voilà moom mooy ma tontaale kon. xam nga wax naa la sànq ne dama joxe sama bopp exemple man la ma doon dund. bu góor gi sañu toog ne daf ma wax directement damay fen li mu wax. non bu ko jëlee noonu nag. boo personnalisé quoi. toujours rek da ngay dugg dans le cadre général. xam nga dama joxe sama bopp exemple. may ma ñëw. salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. sëñ bi na nga def. jàmm rek alhamdulilah na nga def sëñ bi. alhamdulilah. na nga tudd ak foo wootee. maa ngi tudd Cheikh Diagne maa ngi wootee Dakar. Dakar ñu ngi lay déglu. maa ngi nuyu Anglais Diagne Medou Cissé Diagne. waaw Cheikh maa ngi lay fay wi. da nga doon jërëjëf Ndiaye tubaarkalla. ah di rafetlu émission bi génn nga ay xalaat yu am solo. waay tubaarkalla. surtout contre saison bi. contre saison bi waaw. parce que dañu war a xam ne. Sénégal lépp mën na fi ñor. bu ñu amee ay. réseau baa ngi daw mën nga. nawet rek la ñu war a béy. nawet dong la ñu war a béy gerte. loolu erreur dina ko mag parce que ñun fi ma dëkk à Mboro. ñun dañuy béy gerte. waaw actuellement ñoo gën a neexle. ñoo gën a neexle prix ñii bay ci nawet bi. ñu seen ni gerte fii ne mën nañu ko jaayee ba 600 francs le kilo. te dañ koy poids bi day dis ndax day tooy. waaw ñu ngi ñuy sax ci mbedd yi di jaay léegi fokk aussi. yeneen dëkk yi. ni ñu commencé di bay ay légumes. daaw ñu ko bay lu benn Saalum lu benn feneen ak feneen. daaw ñu bay légumes daaw ñu bay kii nu mu tudd. kii ay mango ay citron ak yooyu. foog ñu commencé di bayub nawet. moo ëpp rendement foofu ci béykat beneen bi mooy. affaire jiwu bi. li ma waxoon assemblée rek laay waxaat fii. moo di jiw bi. gerte. béykat bu baax bu nekk. am nga jiw war ngaa denc si jiw béykat bu baax laa wax de. waaw waaw lan mooy béykat bu baaxul. waaw waruma ci déedéet. béykat bu baax laa wax de war nga. waaw déedéet. am na loo xam ne saaga la quand même. non bu fekkee nag dañu bëgg compter ci subvention man dama leen waxoon ne. nañu arrêté affaire joxe jiw gerte bi. léegi ñu def prime de rendement. comme ni nga wax xam nga génne nga fa léegi surtout amoon na man sama papa. sama papa moo njëkk a nekk producteur du gerte à Mboro dans le département de Tivaouane. El Hadj Ngalgou Ndiaye. bon
léegi retour lañ daan joxe. waaw bu ñu béykat ñu wax ne béykat bu ëpp loo bay. ok ci gerte. mais ñu neexal la. neexal boo xam ne nii da nga ci mën a dund fii ba déwén. boole ko jëndaale parce que y' a tout at bu jot y' a des problèmes ci affaire jiwu gerte bi yaa ngi dégg léegi sa co-débatteur bi ngay wax léegi. mais jiwu ñu joxe. y' a des problèmes yi di baaxul lii dañ koy jënd lii dañ koy nangam dañ koy nangam. alors que foog ñu arrêté loolu dañu fexe ba baykat yi. di day seen jiwu. mooy benn. ñaareel bi ku ëpp loo bay. ñu mën laa jox loo xam ne da nga ci mën a bay ren ba déwén. parce que li ñu subventionné ci wax dëgg yàlla ci affaire mbay mi. kenn xamul xaalis bu toll mais béykat bi gis boppam. parce que tam loolu tam fa ñu organiser ko. parce que mënuñu dëkk itam béykat yi di nekk di ndóol dong. pendant des siècles. boo xale boo wax ne demal bay mu ne bayu ma. waaw loolu tax nit ñi ragal bay bi ma ko gisoon muy dëkk ba léegi ci la dëkk. amul étage amul oto alors que boo demee dans le monde entier. ñi gën a am alal ci monde yi mooy béykat. ba mu des Sénégal. oui c'est un problème. foo ñu réfléchir ci. foo ñu approfondir am na man wax dama ci wax ba sonn. bon temps bi yàlla nekkee yàlla defee ba nekk assemblée. bon mais voilà. donc foofu ministre bi nga xam ne moo fi nekk aussi. waaw jéem a xool vraiment nu ñu régler situation bi. parce que jërëjëf Cheikh. bon maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. jërëjëf Cheikh gis nga xalaat boobu. amoon naa ci. defal ndànk rek ma egg na. gis nga Cheikh. kon ba nu fi indee. Bas maa ngi ñëw. dafa am lu muy niru fu mu ne déedéet. dafa am lu ma wax dama ko war a tontu nitam dugg da am nu kii mu bëgg a posé non. may ma rek non defal naa ko du ma la arrêté da ngay arrêté rek. noonu la bu la ne nan jaarale débat bi yoon. ku man ni arrêté ba nu fi indee Mamadou waaw Maykan négal daa ñëw sa tour dana ñëw léegi mën nga continuer du fekkente mën nga intervenir si par rapport ak li kii bi wax waaw parce que Pamatar bu fekkee ne buñ subventionné jiw ki ciy gën a néewle mooy baykat bi da ngay buñ mujjee nangu ne nañu bàyyi joxe jiw bi te joxe engrais kon ni ko ñeneen ñu waxee mais ci loolu laa leen ne te du dëñ dafa am ñoo xam ne mënuñu denc jiw foog ngeen nangul leen ko man netteluwuma géntu kenn li ma dund laa wax te foog naa bi ñu toogee plateau ba léegi yow yaa commencé cheikh bi ci respect bu baax ne commission yi ñu ngi fa benn jiw du wàcc fenn te baaxul ma génne sama jiwu bés mu ngi nii nga jàkk lam daa ko ne baaxul fii fa mu wàcc commission fa nekk wax naa la ko président commission bi jotee nañ fa Porokhane bi ñu waxee expliqué naa tamit commission yi ni nga ko composé te yow da nga jox composition su bu rafet ni nga joxee ko sa composition ma ne la amu fa nit ñaa ngi ñuy déglu ma wax la ne baykat bi ni muy jotee gerte bi ak ni muy jotee xaalis baaxul parce que continue temps ngay jeex loolu nag bu fekkee dafa am nekkuma nit buy wax di làmbaatu damaa nekk sur le terrain te xam nga lan moo yàq système beeg ñi temps bi jeex na mooy ñi xalaat ne lépp dañ koy def ci politique fexe weddi nit wala jaxase ko ak san man dama nekk nit boo xam ne lu ma mën a am dëgg moo ma ko gënal te ci lay dee gis nga yaa ngi wax ne dañu war a jël ñu am xam-xam loolu dama ci ànd ak yow ba tudd nga fi ñu bëri ba tudd fi Sané ak Macoumba Diouf dama lay jox exemple Macoumba Diouf boo demee ci commune Samba Diouf am na ku jox Paati Diouf ci dëkk Paati Diouf seen commission boobu góor googu maa toog ak moom maa ngi photo yi yëpp dafa démissionné ci seen commission bi parce que Coumba Diouf boobu moo leen woon na leen bu fekkee dañ leen yónnee gerte su fekkee manqué na 2 ba 3 kilos garaaw amul problème gerte ba ñëw manqué ay 6 ba 7 kilos góor googu na du ci bokk ñu peese ko fii mu pare seen maire ba Tafa yóbbuwaat ko ca fële Daaru Salaam peese waat mu defaat même poids mu ne du ko signé mu ñëw fekk waa commission bi yëpp signé moom mu ne du signé ba demee sonné waa léegi Macoumba bu amee xam-xam joxe ay kii am norme loolu amoo fa ñu signé ko ba Macoumba ko fa représenté signé waale na loolu bu xam-xam amee te jub amul doxalin wu rafet amul dana mën a am loolu nag mooy waral ñii foog ne dañ màgg ci di nàmp dreetu baykat bi ci ay wax ci plateau di yàq deru ñu bëgg a defar mbir mi muy continuer ba faw loolu la ñuy arrêté wax luñ gis seede ko indi ay preuve vidéo ak audio ak lépp ku ci offensé ni ci loolu offensé yoon yaa ngi fi ñu dem ci yoon lu waay am jël mais il faut que arrêté jox nañ cër système bi fi nekk jox nañ mag ñi système bi fi nekk li yàq système bi mooy tey benn opérateur bi nga expliqué ñëw indi jiwu te xamuñu ko jiw yi baaxul mu am problème ak waa dëkkam moo xam mais ren li am te bu bëri ñu bëri du commune bañ dëkk lañ joxe jiwu te da doon baax nga conseillé ko say bokk yi yéen ñu bokk ci commission yooyu ngeen na leen baykat dafa war a xam kan mooy opérateur am
commune bi région bi nekk dañu war a publier tonnage yi ñu xam ko. waaw ñun de xam nañu ko. bu ñu demee ba jënd dem chef de village ñu jox leen ay reçu amul chef de village bu jot reçu. malgré tonnage yi ñu jaay. tonnage biy dugg ci commune bi ndax mu ngi ci biir baykat yi wala dafa am fu mu des yooyu ngeen di waxtaanee ngeen fexe koo duut baaraam génn mais bul weddi si nit ñaa ngi fi lekk ñu xiif amuñu nu ñu def bi ci des mooy. Bas rapidement. am nga 30 secondes moo la dese. d'accord bi ci des mooy góor xam nga fii bu fekkee ne da ngaa nekk nga ne yow da nga yor kuréel sa kuréel mu ngi fépp war nga mën a ëlbati luñ bët ba xam lan mooy xew parce que da nga ñëw pour toog pour force su fayintaan baykat yi force su baykat yi nga fi toogal fekkee ne nag mën ngaa doon force paysane ba pare. même une seconde nekk président commission. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa leen di siyaar. dama lay delloo ziar sëñ bi na nga tudd ak fi wootee. Barka Diop Sarr 93.2 Louga. na nga lay déglu. waaw ñun de Louga ñeen a ngi dégg sax ñu ne joxe nañ fi ay matériel agricole quoi. ci seen rajo bii. mais buñ koy jox nan ko jox baykat yi dañ ko jox politiciens yi. dal nañu fi ba tàyyi te même jiwu bi Louga ñoom ñoo ci gën a am problème. te dañ ne baykat ku ko jàppale rek mel na ne jàppale nga réew buy dox te baykat yi ñoo gën a sonn gerte buñ koy jaay dañuy sonn seeni bon te coque à Louga ñoo ngi jaay une tonne de coque à 10 500 ci rajo laay waxee xollitu gerte rek tonne bi ñu ngi koy jaay à 10 500 te xollitu gerte léegi mooy defar aliment bu nekk fii ci Sénégal te baykat yi gisuñu ba léegi nii seen bopp ci bay wax dëgg yàlla baykat war na mën a bay ba pare am étage wala 4x4 wala lu ko neex normalement. Sénégal bu ñu bëggoon a jàppale baykat Dakar léegi mu jeex nan def dëkk bu nekk forage. waaw nit ñaa ngi fi bëgg a liggéey. wallaahi ay jeunes yu ndaw mais ndox mooy lépp. waaw mu bopp yooyu ñuy wax. émergence 60 000 am na ñu ko amul seen tool. wax na dëgg. te ñu ngi bañ di rosé te étranger yi sax ñoo ngi arrosé waa Guinée Bissau. waaw li mu wax dëgg la. wax dëgg yàlla Sénégal war nañu weesu lii te jërëjëf da nga ko wax da nga ko fi defaat déwén incha allah bu ñu fi dund di fekkee. wax ji leer na am na ku ne xam na ni fi bay bi fi jiw bi jóge nan topp ñooñu. ñu dimbali ngir yàlla baykat yi sonn nan te mënuñoo dem Dakar ngooñ mi sax xool da ngay gis léegi ku ñëw ab opérateur jënd ngooñu baykat bi denc ko ba mu seer mu jaay ko. gerte gi même chose ñebbe jiw lu ko moom danoo feebar ci tout jiw xoola ku yor 1 hectare nga jox ko benn 7 kilos ñebbe loolu ban njariñ la am gerte gi leen di jox baaxul du lara lu baax engrais rek la ñuy soxla te baykat bu njëkk dama daan gis li ñuy bay lan daan denc pour am jiw mais suñu baykat yi dafa mel ne ñoom it danoo bëgg topp état rek topp état maa ngi jéggalu di leen gërëm. jërëjëf kenn mënu leen a fay. Adama si 30 secondes. ok temps baa ngi jeex maa ngi si yow laa jeexale si il est 29 pratiquement. pour camper une minute de seconde rapidement. pour camper li muy wax nii ci gasteen ak yooyu di bay. dama koy def pour rassurer la man damay gasteen di bay mbay noor te Saalum pour loolu. mais Pape Makhtar day jafe 30 secondes de temps temps bi jeex na. mais day jafe trop bay Pape Makhtar nga ne da nga war a kaasal ay baykat. wala di doon seen syndicat di leen waxal ba pare bu état di yónnee yow lay yónni nga nekk président boo xam ne yaay saytu ndax jiw yu baax nag baaxul finalement fan ngay taxawee loolu mooy waral boo ñëwee tey war a jox say membre doo leen jox loo xam ne nit ki dina ko mën a comprendre loolu nag bu fekkee da nga ko bëgg a mottali ci ay fakastal ak ay attaque du dem li war mooy ku ci nekk mbub ba nga sol bañ fal la nga fexe ko wax nit ñi respecter sa kàddu doon nitu kàddu te loolu la ñuy conseil ku ci nekk nga fexe dee ci loolu parce que day doon problème nag tey nga dem fekk jiwu bu mel nii bindoo ci suuf loolu leeruñu waaye ci kaw nga wax ne rafet na ba say morom say naataango bu ñu waxee yow la ñuy jël pour nga tontu leen. yéen nag porte ngeen plainte bon. yàgg na bon léegi nu nga àggal jeexal émission bi. voilà Mamadou Diagne. xam man li ma bëgg rek. mooy baykat bi nekk baykat bu moderne. loolu laa doon ñaan. mooy lan luy moderne. firi moderne firi moderne mooy da nga daan jël machine bu déqi machine bu bay machine jiw lonk ci sa fas wala nga lonk sa mbaam wala nga lonk ci sa peeru dak. tey jii bi fi président inauguré les 1000 hectares les 1000 tracteurs fii ñu inauguré ko ma toog fi débat ak Samba Kanté laa ni man de sax amoon naa ci xalaat ñu ne ban xalaat ma ne bu ma soñoon commune bu nekk ci Sénégal ñu yóbbu foofu tracteur. ñaari tracteur au moins. wala ñaari tracteur ndax 1000 bari na voilà dëkk ba jël ko comme ni ñuy comme comité bi ni ñuy gérer forage bi ñu comité boobu ñu gérer ñaari tracteur yooyu. bu ji jotee ñaari tracteur yi mën nañoo xëy jël waa dëkk ba yëpp
bu bay jotee mën nanoo bayal waa dëkk ba yëpp. am na mais politique. bu ko defee. am service d'entretien yooyu mooy tax réew mi fi mu toll mën a dem li ñu jàppale nag pour ñu dem mooy ndox ak matériel. waaw mais dama la bëgg laaj 1000 tracteurs région bu nekk lu ñu fa 3 ba 4 ba 5 ndax 1000 bëri trop foofu kaal kaal. waaw 1000 tracteurs yooyu ana ñu ngi fi. ñoo ngi fan. dana koo jaay subvention. tey jii boo yoroon léegi sa prix subvention boo demee ñu jox la sa tracteur. waaw li ma mais dajul baykat yëpp. waaw non wax ñoom baykat yi mais mënuñoo am na ñoo xam ne mënuñoo am bëgg nga te amul am nga sa subvention am nga sa xaalis sa prix nañ la ko jox waaw non bas pardon waay attends damay poser question léegi 1000 tracteurs yooyu nga wax léegi man li ma gis est-ce que 1000 tracteurs yooyu nga wax dafa am tey jii impact ban impact la am sa production Sénégal tey jii voilà impact bi mu waroon a am mooy maanaam ñun ñëpp ñu dajandoo ñëw ci président moom mi ko xëcc indil ñu ko boolu ñoo promoteur bi nga xam ne moo koy jaay mu taxaw ni leen indil naa leen ay pièces de rechange ñu taxaw def contrat ak moom commune bu nekk département bu nekk ñu yóbbu fa lañ fay yóbbu département yi séddale ko ci communes yooyee ñaari dëkk yu nekk séddoo ko. donc am na impact bi génnagul. waaw voilà mais donc léegi loolu dama ci invité ñi ko yor pour ñu jéem a fexe ba dimbali ci baykat yi ci pour ñu mën a génn ci cadre fas yeeg mbaam yi ak peeru nag. mbokk auditeurs yi tey jii suñu invité moo doon Bassirou Ba di président wu Aar Sunu Moomeel Mamadou Anglé Diagne moom également da bokk force paysane di opérateur Makhtar Sall moo doon présenté seen émission waar wi tey jii ñu doon jublu si sujet boo xam ne sujet bu yaatu la boo xam ne kenn mënu ko jeexal te daan si dellusiwaat incha allah lu bari bari ndax campagne bi mi ngay dogoy tàmbali tawoon na léegi taw bi taxawaat na ñuy ñaan sax yàlla bu jiw bi yàqu surtout bu gerte gi Alassane moo nekkoon si cabine bi ñu leen di gërëm di leen sant yéen jox dox day incha allah benn àllarba jërëjëf.